asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teewaat fi ñu ngeen di teewlu seen émission lu ci xam ñëwaat na rek kon tey samedi ji nuñ koy defee waxtaan ak askan wi mu nga xam ne nag daanaka daal yéen a koy def ndax di nag léeg-léeg suñu dalalul gan ñu indi fi ay xeetu waxtaan yoo xam ne lépp rek ci li nga xam ne mooy daal ci doxalinu réew mi. comme niñ ko defoon samedi yeewees gis ngeen ni daanaka toftal nañ ci ñaari émission yoo xam ni daanaka rek ñoo ngi ko defoon ci loo xam ni maanaam lu doon coow lu bëri si dëkk bi ba dégg léegi fu mu mujj muy diggante daal société yooyu yor courant wi ak ñooñee nga xam ne nag dañoo waroon lëkkaloog ñoom daal ci benn wàllub liggéey bu ñëpp jàpp ni li leen lëkkale daal jaarul ci anam yu jaar yoon ba tax ni ñu bëri laajoon daal ñu kase li nga xam ni moo di contrat bi boo gis ngeen fa ma mujjee tey lañ ca wax ak li nga xam ne tamit yëkkati nañ ko ci ay dogal teewut li nga xam ne jamono ji waaw ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi waxtaanee tamit lu am solo jamono ji ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf bu ñu wax rek ci wàllu littoral rek waaye tamit mën nañ ci laaxaale li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne moo di suuf si Sénégal gi yëpp mu ngi ci littoral mu ngi ci yeneen bërëb tamit li nga xam ne moo jëm ci ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñi ñoo ngi koy jànkonteel ci li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu loolu bokk na ci tey tamit lu ñu waxtaanee ci li nga xam ni moo jëm ci daanaka mesures yi ñu jëloon. ba ñu dégg ni war wax dëgg yàlla dañ ko war a assouplir ñu def ko waaye teewut li jëm ci fànn wu daal gis nañ ni dafa mel nu benn relâchement am ba nit ñi sax bërëb bi ñu doon reprendre di ko fréquenter ñoo ngi koy fréquenter waat di ngeen di ci jëm ci plage yi nu muy feesee dell léegi naam sax bu nekkee bërëbu tàngoor la waaye nag loolee tamit bokk na ci bërëb yoo xam ne gis nañ ni dajaloo gi dafa bari lool ak yeneen i bërëb yoo xam ne tamit dajaloo yi ñu ngi fay bëri loolu mel ni rek ni li nga xam ni moo di daal li nga xam ne moo di feebar bi moo ngi jóge na fi. bokk na ci loolu tamit lu ñu war a waxtaanee tey si seen émission mu di ñetti tomb yoo xam ne daanaka tey jii mu ngeen ci àddu ci 88 628 98 98 ci ñetti tomb yooyu. gis ngeen coow li nga xam ni moo ngi am ci suuf si ñuy wax ni naan dañ ko jox ñii naan déet jotuñu si dara ak dañ maa may ak fii laa ko jëndeek ñi ma jaay ñoo ngi fekk yooyu yëpp mu doon loo xam ni daanaka ci lañ nit ñi moom ak nañ ko war a gérer yooyu yëpp bokk ci li nga xam ni daanaka tey bëgg nañ ko indi ci waxtaan wi tey ndaxte nag bokk na ci loo xam ni jamono ji nit ñi liñ ciy ngawti bëri na lool. mbokk yi tamit ci am ngeen ci tamit xalaat ci gannaaw ba ñu indee émission bi. ba ñaari émission yëpp jàll jëm nag naam sax bu nekkee waa kii la ñoom mën nañu woote tamit wax ci tamit la ñuy xalaat ci mbir mi teewut buñ si leen amee tamit du ñàkk dara ci fànn woowu est-ce que li nga xam ne tamit mooy dogal yi ñu ci jël dal seen xel ci li nga xam ne nag moo jëm ci fànn wu nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ci 88 628 98 98 yi yéen a ngi seen biir émission lu ci xam sur seen rajo Sud FM 98.5. ñu jël auditeur bu njëkk ci ligne bi salaamaaleykum. imaam maa ngi lay siyaar bu baax a baax. waaw maa ngi lay delloo ziar Sall El Hadj. jërëjëf Thiam ñoo ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax. ñu ngi leen delloo ziar bari jërë ngeen jëf. imaam dellu si nañ ci suuf si. waaw. jëkkul tey dañ cee dellu si waat. waaw dëgg la kay. ndax jaar nañ ci ay yooni yoon ci gàddaay ak la fa xew. ak yeneen. yaakaaroon nañ ne sax foofa dana lijjanti ko waaye ba léegi. waaye man fi ma bëgg a ñëw mooy ci sunu wàllu bopp nun baykat yi. laaj bi may laaj mooy baykat yi kañ la ñuy moom seeni tool ba bu ñu xëyee rek war tracteur dem bay seeni doom jàng seeni jabar dem toggi mbaa ñu defi leneen kañ la loolu di am Sénégal. ak it bi ci des mooy kañ lañ leen koy bàyyee ba nga xam ne boo ca kenn amee soxla ci ñoom ngay jaar ñëw waxtaan ak ñoom ñu jubóog yow mu am jubóowu ñoom yow du am. ndax bu ñu nee suuf si kii la nu ñu koy waxee domaine national man dama yaakaaroon ci sama xel mu gàtt ba léegi domaine national li ma ci desee leer mooy lan mooy domaine national dama defa woon ne bu fekkee dañu bëgg a tabax école wala ñu bëgg a defar yoon wala ñu bëgg a tabax hôpital wala loo xam ne nit ñëpp ñoo fay dajee ji waat suñu bëggee lu mel noona day man d'accord naa ne loolu domaine national la waaye bu fekkee ne yow domaine national la te benn waay moo nekk fi boo xam ne ay maamam laa wax waxuma ay baayam ak moom amuñu woon fuñ toog ba tuur ndox ca dëkk boobee amuñu ko woon suñu jonkan ba tuur ndox amuñu ko woon waaw
ñu xëy di def seeni mbir bañ ne leen kaay leen ngeen jiite. ñu jiite nangu tooli jàmbur yépp di ko dagg di maye ak daggi kër di joxe daggi kër du domaine national. daggi kër nit ñi nañu ko leeral du domaine national te loi bu ñu fi def rek mën nañu ko dindi gis nga lii. suñu bëggee Sénégal avancé nañu ko dindi mu dañ ci domaine national. kenn ku ne la nga am ci suuf ñu ne leen lii nga moom. nangami hectare la da nga koy fayal nangam ñu defal lay këyit. nga fay ko ñu defal lay këyit at mu jot nag am na loo ci war a fay. jamono boo xamee ne tam jamono dox na ba yoon war fi jaar kat danañu la defal lii danañu la defal lii. gis nga dafa am yoo xam ne dañ ko war a reye mu jeex kenn dootu ca wax kenn dootu ca toow te dootu ko am. gis nga suufu Sénégal gis nga Sénégal gépp benn plan la mën nañ la koo tegal nii nga tiim ko. waaw. sa baaraam nga teg ko Tambacounda. tourné waat teg beneen baaraam bi Dakar. diggante bi li fi ne lépp nga xam ko teg benn baaraam bi ca Casamance benn bi nga teg ko Ndar. xanaa ñeenti koñ yi day jeex. léegi nag diggante bi lu fi nekk xam nga ko. noonu la réew mi daggee tool yeeg noonu lañ ko war a defalee ay plan kenn ku nekk la nga am ci tool ñu ne la lii yaa ko moom. nangami hectare la. at mu jot da nga ci fay nangam. nangam ngay fay pour am kayit mënoo ko fay danañu dagg ci yow nangami hectare. am ñeneen ñu ko jënd nga fayee ko ñu fayoo ko loola nga dese lii. at mu jot da nga ci fay nangam mais nag tool yi say toola. soo faatoo say dooma koy donn. waaw. ñoo xam dañ koy jaay ñoo xam dañ ko def mbir mi dañ ko war a lijjanti mu leer mais jëli ci benn waaye fële rek mu ñëw nga damay bay ñu dagg ay hectare jox ko mu collecté ba mu mat bay fa benn année ñu naan tool diw ba mu pare ca daal di moom suusa ba faw. waaw def ca leneen. mais Moussa lii nañu ko seetaat. yéeme na yeewul suba teel it si may daane yeewul suba teel. ñu ne diw kat may nañ ko nangami hectare. diw moomee xamul sax fu hectare yi am dañ ko publicité rek. moom itam mu ne jël naa hectare yooyu jaay dama koy jaay. publicité ne dama koy jaay. am ku ne jënd naa ko ñu ne ko jaay naa la ko nangam mu fay xaalis ba. kooka dem toppi hectare yi loolu itam lan la. yéeme na. am réew boo ko jiitee da nga koy teg ci yoon mais doo ñëw di nangu alali nit ñi di jox ñeneen ña ca des. wolof dafa ne alali ndaw naxut moroom ma. waaw alali ndaw. naxut moroom ma. su gone di jooy ci alali ci fawukaayu keneen. nga nangu fowukaay nga jox ko. tàggoogoo ki jooy. tàggoogoo jooy ci moom jox ko ca def dana jooy. dëgg la lu wër nga wax. jërëjëf ci wolof yi macha allah ñu xool keneen ci ligne bi ci 88 620 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax na nga def. sëñ Moussa Sow. waaw ñaa ngi lay ziar tey moom. teel nañ laa dégg di bisimilah. ñu lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar. di wax la nga wax rek ñaan ak sant. amiin alhamdulilah. yow ak rajo beeg kilifay rajo bi yëpp. ndax fu ñu amee lu ñu naqari rek yaa ñuy permettre ñu mën a defal suñu xol wax génn li ñu naqari. mais Moussa damay wax ma ne gis nga coowul Sénégal. bis buy jóg bay ëpp loxo ci suuf lay jaare ah waaw gars yi yu bëri ñoo ngi koy wax de. non ci lay jaare parce que boo dee seetlu ci dëkk bi. lii ñuy coow nii léegi ci littoral bi. loolu mooy li mujj. waaw boo seetloo ci àll bi léegi ñi nga xam ne ñii dëkkuñ ci réew mi ay bitim réew la ñu dëkk. waaw ñi ci gën a bari dañuy ñëw naan ay ONG la dañ leen di dimbali bu ko defee ñu daggal suuf jox leen. te suuf yi ñu leen di jox du suuf yi ñu moom lu ñëpp bokk la ñuy doon bu ko defee benn groupe ñooy décider jox leen ko. mu nekk coow loo xam ne li mu ngi ci biir réew mi. beneen ba ca des littoral bii li ko commencé Géejawaay ba kera ngay dem Kayaar. dama wax ni foofu daanaka saaxee nañu ko ba mu jeex. te ay boroomi alal doo nga koy jël. te it ña koy jël itam ay kilifa la ñuy doon yoo xam ne yii dañuy bokk ci ñuy décider. ndax filaawo yi dañu ko fi samp moo pour ñu mën a téye suuf si ndax avancé géej gi. mooy filaawo yi. filaawo yi. yu Géejawaay yi. yu Géejawaay yii. waaw ndaxte ndeysaan Géejawaay nag ñu ngi jooy Mamadou Dieng ndeysaan. waaw Moussa te mu faatu na fan yee waaye nag yàgg naa xeex ci li ci jëm. Moussa. waaw. gis nga filaawo xam nga ban année lañ ko commencé planté. benn garde forestier bu ñuy wax Samba Ceekuta Sow. Samba Ceekuta Sow. moom moo nekkoon garde forestier commencé ak Sampa Kayaar. ñëw ñàgg jóge ñàgg ñëw Tiwaawoon Pël booba gaal gu toj la tudd. mu jóge gaal gu toj ñëw Malika. jóge gaal gu toj ñëw planté géej jóge fële Malika. waaw
ñu planté Guédiawaye 1973 la ñu planté Guédiawaye mooy dernière plantation. 73. 1973. mooy dernière plantation. loolu la ñu ko defoon pour téye avancé géej gi. waaw. tey jii gaañu na bu yàgg mais tey jii ku ko yeewoon ci bàmmeel ne ko lii mooy Guédiawaye tey dana am lu ko naqari lool. ma yaakaar ne autorités yi fi nekk tey jii. xëy na am na ci ñoo xam ne ñu booba ñu ngay jàng école. waaye nag war nañu leen a wax ne leen lii nii ak nii ak nii la demee. mu nekkoon loo xam ne li lu taaraloon géej gi la. tey jii dindi nañu ko ba def fa ay borne di ko joxe ay kër. te ña fay am kër ñëpp duñu ay baadoo la. waaw man nii di wax ak yow ci biir filaawo yi laa dëkkoon tey kër gënu dëkkoon tey sunu fukki xel xalaatu ne dañu fay dem. ndax am na ñeneen ñu ko accaparé. kon ma wax ni Moussa. ma président. bu fekkee ne bi demu fa ak tànkam aussi bu dégloo li nit ñi wax war na wut une commission ñu dem xool littoral bi wër commencé Yoff ba kay ngay dem Kayar. bu ko defee dina gis li nekk ci booru géej gi. ñi nga xam ne dañuy fréquenté xale yi ci géej gi boo Moussa bu 5 heures jotee boo demee ci géej gi sa yaram day daw. wallahi sa yaram day daw da nga naan stade bi door a tas la. ak feebar bi nekk ci dëkk bi. démb laa fa mujj a jaar mais dama dem ba yàgg ma ne est-ce que ñii am nañu ay kilifa. waaw mais est-ce que tamit mesures yu ñu assouplir ak ni ñu ko communiquer moo tax tamit nit ñi defee ne peut-être mbir mi yéeme na daal foofu. Moussa de man damay am na loo xam ne sax dama koy xaw ma dama koy ragal wax xaw ma dama koy rus a wax. ndax assouplir. bu fekkee ni bi def nga ko Moussa ba muy door a commencé dañuy defoon couvre-feu def lépp. waaw mu tax ñëpp ñoo ko ñu ne nit ñi dem leen dund leen ak moom. waaw ñu ne lu metti yàggul nañ muñ. lu metti yàggul mooy wax leen bis bu nekk ñaataay dee. ñaataay dee bis bu nekk ñaataay yokku. waay mu kon Moussa dama wax ne. suñu kilifa yi wax dëgg yàlla man de am naa ci ñoom am tiitaange. man de gisuma luy fóot luy sañu mbànd laa gis. te nag bu fekkee ni bi da ngay jiite. di am ñooy faral. parce que ñii ci mën la ñu bokk ñii ci mën la ñu bokk ñii ci mën gis nga Moussa tey. ñi nga xam ne ñoom moom filaawo yi yëpp. ñi ñu jox ci booru filaawo yi ak feneen fu ko niru. dama ne tey maa ragal daal bu ñu fekkoon ne ñooñu dañu génn àdduna tey dama ne kon ñi jiite tey duñu koy liggéey. ndax ci gën digaale. parce que seen biir la ñu bokk ñooñu naan la. li may wax toujours rek séddale bukki la bii njóor bii sàmb bii wàllu ko fi nekkul jël naa ko. looloo fi nekk tey jii. te bu fekkee ni bi dëgg jël ci wàllu suuf law na ci yeneen domaines yi. yeneen secteurs yëpp law na fi boo demee tey bu fekkee ni bi daal bokkuloo yow bokkuloo. réew nag kenn du ko yore noonu. bu fekkee ni bii da ngaa yor réew da nga yemale ñëpp tamit yaakaar naa dëgg la booy campagne pour wut réew mën ngaa wax pour jot réew mi waaye bis boo jotee réew mi nag da ngay delluwaat gannaaw nag xool yow. li la jox réew mi lan la. te ñi la koy jox bu ëllëgee da nga war a taxawaat ak ñoom ne leen lii ak lii ak lii. te problème bi Moussa des na ko posé waat parce que ñeenti at moo def ci mandat bi bariwul. ñeenti at bariwul. te danañu gis loo xam ne lii danañ ne yaakaaruñu woon ne lii dana am danañ taxaw bii taxawaay. maa la wax lii tey yal na yàlla may fekk ak tal. jërëjëf. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant sëñ Moussa. voilà ci intervention bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ligne ñu daal di koy dalal sur seen rajo yéen a ngi seen biir émission loo ci xam sur seen rajo Sud FM. ñu jël ki ci ligne bi bisimilah. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ma daal tey xam naa ñetti baat yi gàtt relation mën na sa jar baat bi. waaw bisimilah sëñ Cissé. lépp daal tonton Moussa boo ko tënkee. yow maanaam fi ñuy wax noonu yi amuloo fa pàkk. Baye Omar gi amul fa pàkk. Malick gi amul fa pàkk. sama sëñ Adama ñu amul fa pàkk xam nga ñoom ñoo fa am pàkk Alaaji Moussa. ñu gudd baat ci réew mi. nekk ay ministre nekk président nekk ay journaliste yu mag Alaaji Moussa. toolu yëpp ñoom la Alaaji Moussa. yéeme na de. toolu waaw toolu yëpp ñoom la toolu yëpp ñoom la beneen bu si topp. Afrique bi ci la bokk wala. waaw Afrique bi ci la bokk. allo. waaw maa ngi lay dégg sëñ Cissé. waaw Afrique bi ma tax ma ne Afrique bi fekkee ci la bokk mbir na par fa moo wax ak yow nii ba léegi dama naan jàmmat amul saafara ma ne Pape Demba Biti daa war a tekki ndombal tànkam. ndax liñ ko dénk at nit ko. Alaaji Moussa ñaar yow bu demee saa nga compte téeméer dëkk juróom-ñaar fukk doo gi lamb tak Alaaji Moussa Thiam. yéeme na. téeméer dëkk juróom-ñaar fukk laa ma tax ma ne Pape Demba Biti liñ ko dénk at nit ko. courant bi mayewut saraxewut leblewut dañuy jaay nañu indil facture mi sa Alaaji Moussa. waaw. jërëjëf. jërëjëf sëñ Cissé kon moom ci loolu la ci xam ñu xaar keneen ci ligne ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa. waaw allo. waaw maa ngi lay dégg.
Mamadou Dieng monsieur Dieng. na nga def ñu ngi lay jaar Cheikh Mamadou Dieng. nam naa la. ci loo ne ñu ngi jaar alhamdulilah tarikalla. waaw maa ngi lay encouragé baax ci liggéey bi. jërëjëf. maa ngi lay suivre sur dimanche samedi passé def nga waxtaan wu am solo. jërëjëf. maa ngi nuyu sama xarit. ok. Bawol. ndey. fekk sa xarit di xaritu ñëpp. Cheikh Ibrahim. waaw Père Ibrahima walaay. borom baax la lool. waaw man kay maanaam ko sax yow moom. yow moom yaak moo Fadam. ak Amadou Kati waaw bu Faas. yéen moom seen mbër moom jaaxaloon na ma nu ngeen mën a doon mbër yéen ay limaan rek ngeen war a mën a doon. dëgg la. waaw ñu baax la ñu lool. moom sama xarit la moom Ibrahima sama xarit la lool. waaw walaay dëgg la. te it fu ma waxee ak moom nag ñaari moom bu dee suivre parce que surtout bu ma waxee ni bu ñëwee li may njëkk a wax mooy dégg naa la yow ak Moussa Thiam ma ne ko yow loolu wax wala nga wax li may intervenir nga dégg naa la ak Moussa Thiam kon mi ngi lay suivre. bisimilah waaw. alors débat bi. man daal ni ma ko gisee Moussa. naam. débat citoyen la. man daal je crois que nit ñi seen bopp ñoom ñoo war a xam ne jamono bii ñu nekk. waaw jamono citoyenneté la. ay questions yu mel nii comme affaire littoral bi ni mu demee parce que boo seetloo pratiquement régime politique yi ci jaar yëpp ils ont eu le même comportement vis-à-vis du foncier. waaw parce que surtout man ba ma gisee géej waaye kooku muy wax bandi filao yi. noonu mu mel ak ni ko gaa ñi def. te presque à la limite ñu jàpp ne dafa normal population yi ñoom ñoo ci suufee de sorte que man daal dama yaakaar ne mooy solution bi. mooy citoyenneté bi daal. nit ñi daal dañoo waxee jóg taxaw temm rek comme ni ko quelqu'un doon waxee. wallaay. bu ñu ko deful coow li dana bari. mais yaakaaruma solution mën a am. est-ce que. boo gisee fu mel ni France par exemple bu ñu jëlee foofu parce que question démocratie la rek ah. jëluñu ko copier ci tubaab bi waaye démocratie nag moom fu mu am ci lu baax war nañ ko mën a xool. boo gisee gilets jaunes yi ni mu meloon ak ni mu jógee. ku ne jóg amul âge. amul kii man nangam laa amul dama am moyen wala awma moyen. dafa nekk benn question boo xam ne question de citoyenneté la ñëpp taxaw doon benn tànk. moi je pense que ak yi ñu am yëpp ak risques yi ñu am yëpp loolu moo leen ko may. dëgg la. mais tant que mi ngi nekk affaire élite gis nga dañuy jiñante seen biir kii dénoncé am na benn village boo xam ne dafa dénoncé suuf si. waaw gars yi dem génne ay kayit na ko yow amoon nga ci. waaw maire bële aussi daal di ñëw ne way lii du fi amee wuti ay nditam ñu baax kii ñu ne ko waaw yow yaa ngi wax li waaye joxoon nañ la fee. waaw wala yaa si. xam nga loolu voilà donc li koy réglé mooy nit ñi rek moom ñoo mën a am seen taxawaay boo xam ne taxawaay citoyenneté lay nekk. il faut Sénégalais aussi màgg ci côté boobu ñu bañ a compter ci association consumériste yi may gis yi nga xam ne. ku ci créé sa association yaa xam association bu mën a doon bëgguma tuutu kenn. waaye da lay jël dugal lay ay ñii ay conseil économique et social ñii nangam au conseil nangam. ñoo nga xam ne dootuñu défendre population seen bopp la ñuy défendre ak seen portefeuille. ak seen mandat. donc man li may conseil li may wax daal mooy affaire bi na nekk combat de citoyenneté. ku ne xam daal la nga xam ne moom moo la ko jagal. bu nu wootee nga jóg taxaw. kon daal loolu bu fekkee ne loolu am na. waaw am naa yaakaar na mooy solution bi. dëgg la mais sinon day guddal jël la wax ji bari wax sa xalaat kii wax lii kii wax la le boo seetloo mu ci du dem fenn parce que li leen jaaxal mooy état bi dañoo def affaire réforme boo xam ne mooy affaire boobu mu xam ne moo la Moustapha Sow jiite woon war a réfléchir ci affaire lu jëm ci affaire suuf ci question yooyu yëpp mais rapport yooyu yëpp anamu lan lañ ci appliqué. allo waaw ñu ngi lay dégg voilà donc finalement du l'un dans l'autre man je pense que problème population bi la problème citoyenneté la. nit ñi daal ñoo mën a xool ni ñuy taxaw. absolument jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf Cheikh Mamadou Dieng ñu ngi lay gërëm sant yow tamit ci intervention bi am na solo trop ñu xaar keneen si bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw kooku. Lamine Sa man Lamine Diop. Lamine Diop bu. Kilmaxa. Kilmaxa. Non, handicap visuel. Ah oui non waaw oui. Thiam naa def. ñoo ngi lay ziar. jërëjëf Thiam. ñoo ngi lay jégal sëñ Lamine bisimilah. ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf sëñ Lamine. te li nga xamante ne naqar yi ñu wax ci affaire suuf si. daanaka du fi jóg. ndax li ko waral mooy. njiitu réew bu ñëw yaag sa équipe li ngay jëkk a def mooy fexe sa njaboot ñoom ñëpp ñu am ci suuf si coow ba mu jeex ba nga jóge ci keneen ñëw defee noonu. ndax bu dee problème mu suñu papa Abdoulaye Wade ak njabootam. daanaka suuf si ñu te jël ñoom ku si nekk am na loo banque. bu dee Macky Sall moom it ñoonu. waa këram.
suñu coow yëpp ak njabootam la. bu ndee mu 2024 yàlla dogal bu fekkee jóge na fi ba keneen ñëw ak sa njaboot nga def see suuf soo mën a accaparer ak sa njaboot. pour ñun baadoolo ñun fu ñu jëm te ñun amul benn baadoolo bu am 150 mètres bu moo de kër. te su liggéey ba retraité doo am 750 mètres carrés. waaw jamono ji nga xam ne fu mu ne nii ñoo ngi. waaw fu mu ne nii. man ak yow sa morom fu mu ne ñoo ngi daw saf ak marwa pour am fuñ dëkk. amuñu ko. kon ñun baadoolo dinañ si xeex muñ rek parce que bu jooy jotee ñëw jooy. du faju fenn. ku ñëw rek ak na nga tëjee sa bopp jëlaat sa nga tëjee bopp jëlaat dul génn yàq sa njaboot. doy na war trop. waay soo déggee coow ni coow ci suuf si diggante Almadies ak Guédiawaye ak Malika sa yaram day daw sax te yow mën a am 150 mètres carrés loolu ñoo ko def Europe. nan seetat nan xoolaat seen ginnaaw yéeme na trop waaw yéeme na trop. nan xoolaat seen ginnaaw. li ñaaw na trop wax dëgg yàlla naqarul na ko xamul fenn fu mu koy faje. yéeme na trop yéeme na. ñii liggéey di fay bu weer amuñu kër ñii yelwaan amuñu kër te ñi fay ko ñi ñooy fay bu weer ministre yi député yi ak ñëpp ak ONG ñëpp ñoo faytu même saxe di luye ba dee rek. rek man loolu laa xam ne. jërëjëf sëñ Lamine ñoo lay gërëm sant gaa yow nañ see jàpp de jox gaa yi tamit ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ndeysaan dégg nga ñoom tamit seen i jafe-jafe ñu jël ki ci salaamaaleykum. salaamaaleykum. ku baax maaleykum salaam. waaw sëñ Moussa man maa ngi tudd Omar Ndiaye. Omar dafa dagg waaye kon waaw moom laa doon jéem a jël nii sax muy dagg comme ak tamit Baol Baol mu ngi doon dagg ci suuf ñu xaar keneen rek ci ligne bi ci 88 628 98 98 su nekkee bëgg naa bokk ci waxtaan wi tey ñu waxtaanee ci ñaari tomb ba ñett ndaxte bokk na ci li nga xam ne mooy lañ fa jinjoon ci ay waxtaan jëmale diggante Akilee ak Senelec est-ce que décision yu mujj ñu ci jël dal na seen xel ci fànn beneen bi bokk na ci jamono ji dégg nga ci relâchement bi ñuy wax ci Ndakaaru ndaxte nag plage yi ngi fees bërëb yu bëri yi nga xam ni daanaka danaan weet ñoo ngi commencé di ful salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Aliou Sadji. naam. honorable député de Jaraaf Ndeye Diop vice-président de la République. ñu ngi lay ziar. Moussa maa ngi lay nuyu di leen nuyu waa comité bi Thiamine may mën a may ak waa Koki ak waa Touba Mbacke Serigne Cheikh Bara Karim. jërëjëf jërëjëf. Moussa. naam. as gor daal la sonn waaye jaam sonn. li ma gis nii. Sénégal am na ku ko wax léegi benn auditeur bu ko baamtu léegi. xam nga Sénégal léegi li ko wax ñëpp gis nañu ko. parce que on ne peut pas comprendre bu gis pour la première at ak lu topp. ci service wala ñaar fukki at ak nangam. di corriger habitat ba habitat ba pare ñu def benn ba nangu ko ci ñoom. ñaata nga toog dégg fi monsieur Deme boobu doon woote foofu ne benn député moo nangu ay toolam. waaw monsieur Deme bi de kon parce que dam naa woote foofu wax sa xalaat. ah te kii ko nangoon ba léegi ay njabootam day nga ne di taxawal. waaw yéeme na de. njaayam doole mi ñuy def nii suuf si yàgg na fi de. waaye problème mooy koo wax nañ dem tribunal mu ne boo demee du mujj fenn. ñun ñu si habitat bi fukki at ak juróom def nañ ko di va-et-vient tribunal ci titre foncier. waaye yàlla dogal na jël nañ ko ci ñoom parce que client da ngay dajeeg konkol bu mel ne yow. mu fekk si la ci li ngay looy jaay mu jënd ko. ñun dañuy miir bi mu defoon foofu ci biir géej gi noonu Moussa dañoo dajaloon ñëpp ñoo gonk miir bu mu daal maasale ko. maasale ko lan la wax. la ñu def maasale ko génne ko foofu yëpp ne ko sa tànk bu fi tege dañuy jógee ba tax parce que yow. dañuy tëdd di ne la ba mu neex leen boo demee tribunal du mujj fenn. foo dem police du mujj fenn. li ci des askan wi mooy fajal seen bopp parce que képp koo xam ne habitat nga yore jënd ko pare ay nit di koo lekk nañu lank laa la wax jaay leen seen bakkan. parce que mën nañu corriger fanweeri at ak nangam ci habitat ba retraité war a xaar retraité bi ñëpp. ay nit nelaw yow bëgg na nga ko terrain xam nga loolu kenn du ko nangu. te loolu moo fi ëpp léegi si nit ñi. man daal li xaar ma jaaga di waxoon rek foofu laa koy yemale maanaam. ku leen juróon yërëm leen. d'accord mais askan wi Moussa ku leen juróon yërëm leen. dëgg la dëgg xam nga ne koo xam ne yow da ngay dajale di fortaatu boo demee doo ay fi ngay liggéey doo fa añee doo fa lekk doo fa naan ba dajale ba amal sagaru terrain. mel ne ponkal nelaw ba yeewu ñëw ko foofu nangu ko. loolu nag moom yéeme na ko. beneen bi jël nga waa ji nee na am na koo xam ne am na 5000 mètres carrés yoo xam ne état bi moo ko jox 2015 ak léegi. xoolal loolu. loolu dafa sax état ci ministère bi ñu jox la 400 mètres carrés. waaw. moo tax léegi ni ñu dëree seen bopp ci politique bi
Moussa yow bu dee da ngaa bëgg xaalis day journaliste bu nga dugg ci politique bi. mais nag yooyu war nañ koo leeral Sénégalais parce que bu ñu demee ba yenn kilifa yoo xam Moussa ne kan moo war a dañ ay dañuy jox ay ministres ay 5000 mètres carrés ay yu mel noonu. donc loolu tamit ñu 5000 mètres carrés kan moo ko war a leeral Assemblée nationale ko war a leeral Assemblée nationale talu ko. président de la République dénk réew mi moom mooy jël décision à tout moment. fekk ñëpp moo boo bokkee affaire daal soo mbubb moom ak bind affaire rek. nga ñëw ñu jox ay terrain 5000 mètres carrés noo koy joxe benn citoyen 5000 mètres carrés noo koy joxe benn nit ñi di taxawaalu. bu nekkee am na. mais c'est pas si am na. waaw d'accord ko am na benn ministre bu ma dégg mu ne Abdoulaye Wade may na ko 200 mètres carrés mais da koo mu jàng baale. 200 mètres carrés noo koy joxe un citoyen am na juróomi kër biir Ndakaaru. vraiment oui. yow ñun ñëpp a dégg na audio bi n'est-ce pas Moussa. waaw gars yi dañoo war a joxe loo xam ne nit non ci dëkk rek quoi. moom moo ne Abdoulaye Wade temps la jox nee na Abdoulaye Wade da ko jox kër. dañuy wax pat 200 mètres carrés. mu dëkk mu jàng baale nee nañ ko jël si man sama yoon nekkatu ci. parce que am nga ñeenti kër biir Dakar. léegi day 200 mètres carrés. non vraiment gars yi war nañoo. kii ne 5000 mètres carrés maa ngi dégg fii ci Daaru si bu Atiwaawon Pël dégg nga ñaata mètres lañ fa jox ay 600 et quelques mètres carrés léegi nit ñi fan lañ jëm. waaw ñu néew doole daal ñoom ñooy dee man daal xaar ma jaagal li mu waxoon ak suñu boppam alturama ayoo kam yoo. jërëjëf d'accord. ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 waaw mais yooyu tamit war nañu leeral Sénégalais yi ci loolu ndaxte nag bu ñu demee ba naan ay kilifa yoo xam ni dañuy joxe ay ministre ay 5000 mètres carrés ci littoral loolu littoral Guédiawaye loolu tamit loolu war nañ ko leeral bu baax a baax te ñu bëri ñi nga xam ne daanaka ndeysaan Mamadou Dieng bi nga xam ni moom vision Guédiawaye yàgg na taxaw di xeex li ki mel foofee ci Guédiawaye ci li nga xam mooy département bi ba léegi àll. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ngi siyaare bu baax. dinañ ziar kooku. ki di ndongo lu ñuy wax bawal la. waaw déet waay sëñ bi. ñoo ngi leen di siyaare waaw jaajëf barikala. di sant. alhamdulilah. tey gërëm di sant rajo bi. waaw. di leen sant. wala fi dañ ne reer su doon doy reere daaw yu doy. dëgg la. loo ko ma ci sa daraja xam na ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw. di nuyu sëñ Mamadou Dieng. waaw di génn léegi ak Alaaji Boy Jo ñu wax soppee Sénégal. dëgg la. di jóbbante nuyoo ci suñu génn góor gu ñuy wax bu ñuy wax góor gi Saliou Mbaye. moom it mu ngi yóbbante nuyoo ci yow di yuuxu seen côté rek. ndeysaan saa ci gu leen sonal saa ci jur gu leen sonal. waay waay. mais Moussa ñu santaat yàlla. comme dañuy waxtaan ci wàllu suuf si. ñuy santaat yàlla de xamante ne ci côté Bawal bi. te yàlla subhaanahu wa taala def na ba la ko neex. taw na ba tooy xëpp. kon nag yàlla nañu yàlla subhaanahu wa taala dogal ñu eggale ko jàmm. yaa ngi ci tool ya. ña nga ci tool yi. waaw alhamdulilah ñu doon wax. ñu yàq seen tur nag. bàyyi doole yi. ñu ngi ci tool yi. xam nga Moussa ñooñu dañu yàq seen tur. te dimbali leen nu ngeen delloo nu tur win moom. mooy ban. bàyyi doole. bàyyi dooleem. mais dañuy wax ne baa doole yi. gay naa xam nga ñuy baa doole yi. est-ce que. ñi ñuy waxtaane tey. waaw. ñi fekk li ñëpp moom. te ñu war koo séq war koo séddoo. ñu ne ko tungaa ñooñu ñooy baa doole yi. ñële nekk ci àll ba bàyyi doole la. bàyyi doole maanaam seen doole lan yaakaar. est-ce que. seen doole la ñuy dunde ñu leen di wax bàyyi doole. ñu leen wax baa doole baa doole aw xas la. ñi moom baa doole la mooy tey ñi ñuy waxtaane. bàyyi doole yi nag tey ñu ngi ci tool yi seen doole rek lañu yaakaar yàlla na ko yàlla yeggal. amiin 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 macha allah. mais Moussa. dama jàpp ne man dama jaaxle. damaa yaakaar ne man maa bokkul daal. déet waay. waaw bokkuma Moussa. référendum. waaw. ñetti kàddu yi lañ doon waxtaane mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon opposition bi. waaw. dañ doon wax ne xool leen le niveau droit su ngeen ko wootee musibaam. waaw di ngeen fi gis lii di ngeen fi gis lii. ñi nga xamante ne ñoo ànd nag pouvoir doon ko défendre. ñetti mots yi lañ ñu doon wax ne su ngeen ko xoolee rek. war naa tax ngeen woote ko. ñaar wala boog ñaar. muy su ngeen wootee référendum bi su jàllee. problème mu mandat duutuñu ko wax Sénégal. waaw. mais su ngeen ko wootee su jàllee. problème mu suuf rek la Sénégal kenn duutu ko wax. waaw. di ñaari ñett yii moo ci gën fees. ñett ñooñu nag ñu xool tey kan moo ci am dëgg. est-ce que. Moussa. naam. nañu delloo si seen xel yi. am na beneen feefu xamee dañ ko yàq. fu ñuy wax kër góor gi. kër góor gi. tuddut kër góor gi dañ koo dagg de. waaw. Sicap kër góor gi la. Sicap kër góor gi ku mu neex vérifier. Sicap kër góor gi.
suuf la soo xamante ne état bi fi nekkoon. moo ko daggan jox ko SICAP. waaw SICAP mooy séddale kër yi. fan la ñu jaar ak fan la ci nit amee nangam parce que soo indee. kër góor gi rek day mel ni góor gi doon dagg di joxe. te day wutal noonu SICAP kër góor gi la. mooy fii ñu ne nii. fii ñu nekk nii SICAP kër góor gi. SICAP kër góor gi la. yeneen yi daanaka du jar bari parce que dama jàpp ne. di toog di wax ne diw defoon na ni parce que yaakaar naa président Macky Sall bi mu ñëwee. waaw li mu fa xamante ne moom dafa fekk te mu jàpp ne jaaduwut. waaw dafa toog ne lii kat jaaduwut. kii mayoon nañ ko oto te jaaduwut nangu naa ko kii yoroon na alal te jaaduwut nangu naa ko. lii ma ngi doon dox te nangu jaadu kon lu mu fi bàyyi mu continuer rek daa jaadu kon Sénégal yi toog di jeetuwaat di wax naan diw defoon na nangam diw defoon na nangam su leen neexee ñu continuer ko wax parce que amal na leen njariñ. mais dama jàpp ne li am solo tey li urgent te ñar koo réglé ki laaj bañ jox ko mu war a doxal. waaw feneen bi maa ngi delluwaat ne la. waaw olof yi nee na dégg naa moom la jee wax ko léegi. maanaam maa ngi koy nuyu waat gis nga mbir mi. mbirum citoyen la. nee naa leen njeexaat foofa rek doom delloo sab loxo. am na ku ma tontu nee na ma na fa watoo fekk jaan waaye jaan de saa du tapit moom xam lu ñuy njëkk a def. jël aw yëpp dóor ba bopp bi toj moom ñu wékk. door bi moo ci weew ba xam di nga wér wala déet. kon yaakaar naa lu ciy dal boo waaja rek. jaan la njëkk a dal. dama wax ne citoyen yi. nañu amaat fulla ak fayda bu toll ci ne. gis naa depuis 2012 2013 ak léegi. lépp loo xamante ne politique yi jël na teg leen ko te neexu leen. xëy nañ benn bëccëg réglé ko. delluwaat nag ci fa ñu nekkoon suñu paree nag luñ leen tuddee nañ leen tuddee dañoo réew. dañoo ëppal dañoo yàq mais xëy nañu réglé ko. dama wax ne la surtout politique yi ma gis il faut que ñu def njeexaar foofu rek doom dellu fa sab loxo. lépp loo xam ne dañoo gis ne jaaduwut bu ñu ko def dañ ko defal Moussa Thiam dañ ko defal Bawol na citoyen yi xëy taxaw faj ko delluwaat ci seen ak citoyen. parce que dama wax ne la gis nga Moussa ku amut ku ama koy dimbale. ku wérut ku wér a koy dimbale. ku demut ki dema koy nettali. mais gis nga kuy dof-doflu. kuy dof lu rek ko mën a faj. dëgg la waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Baal ci intervention boobu waaw kon ñu xaar rek su nekk am na kenn ku nekk si ligne bi si 88 628 98 98 salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. sant yàlla. alhamdulilah. taarikallah. man de lenn laa bëggoon wax. waaw mooy ñun. ñi ñuy jiite nañu tubaab bi jàppee woon bu njëkk de noonu la ñu jàppee rek ay jaam. ah déet waay. ndax boo xoolee tubaab bi lan la ñu jàppee woon lu ñëpp bokk moom bu ko soxlaa da koy ñëw jël. te képp ku leen di wax dëgg wala koo xam ne taxaw na di bañ a réew mi ñu jàpp ko rey wala ñu jàpp ko tëj. loolu lañ fi nekkee ba tey de. te baadoola mooy fekk lu ñëpp bokk nga jël ko ne ko tungaañ yow kese. te tubaab bi tamit liñ ñu jàppee woon mooy ñuy liggéey mooy ñuy lekk te tubaab bi sax moo ëpp njëriñ la da tubaab bi lu mu bon ba bon bu tawaan daan nañu wutal ndox moo xam ne duñ taa. daan na wut ay canalisation ndox mi du taa. foos amul woon. mais ñii wutul liggéey luñ liggéey ñu lekk ñu jël suñu suuf jaay jël suuf suñuy bayee jox ñeneen ñun ñu toog di tumuraange fan lañ jëm ëllëg. ak suñuy doom gis nga lii bu continuer xam nga nan lay mel. le Sénégal sans les Sénégalais. déet waay. non si le Sénégal sans les Sénégalais ndax boo xoolee tey. commerce bi kan moo ko yor tubaab yee ko yor. tali yi tubaab yee ko yor. banque yi tubaab yaa ngi fa. indien yi buuxanti nañ ba dugg. turki yi dugg nañ. chinois yi kenn waxatu ko. ñu ngi leen di jaay suuf si. si beneen génération bi ñëw lan la fi fekk. waaw. Sénégal lay nekk sans les Sénégalais te su boobaa Sénégal yi lan la ñuy nekk rek ñuy liggéey weer bu dee ñu fay leen 50 000 wala 60 000 suñ paree delloowaat ko ñoon di leen liggéey loolu rek ndax lépp lu ñu soxla ñoom ñoo leen koy jaayaat. est-ce que comme nañ ñu dimbali ngir yàlla waay. jërëjëf yàlla nañu yàlla dimbali suñu am patriote ak ku bëgg réew mi. jërëjëf tey xool ci yàlla ragal yàlla jërëjëf. jërëjëf ci intervention bi ku baax comme dégg naa ni Ivoiriens yi ñoom nee nañ daal bu nekkee da ngay jaay étranger da nga koy jaay terrain boo moytuwul yow yaay mujj doon étranger sa dëkk waaw. ñu jël keneen ci ligne bi si 88 628 98 98 bu nekk am na keneen ku nekk si ligne bi sur seen rajo Sud FM tey ñu waxtaanee ci ñett tomb waaye nag tey dafa mel lu gars yi daal dañoo gën a bëgg àddu ci lii di foncier bi waaye nag loolu tamit jafe-jafe da cee bëri littoral beeg ak yeneen yi ñu si bëri conflit yi jàpp nañu sax boo mooy daal yu mujj yu ñëwi ci lay tukkee waaye nag ñoo ngi wax tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu fan yii ñu defoon ci waxtaan yu yaatu ak seen rek boo dégg nga dogal yi ñu si mujj jël est-ce que tamit loolee dal na seen xel
beneen tamit bokk na ci si li ñuy waxtaanee moo jëm ci wàllu assouplissement mesure d'assouplissement yi jël ba tax ni nag ñu bëri dafa mel ne dañ ne daal bàyyi leen seen loxo ba fu mu ne nii relancement bi dañ ko nemmeeku bu baax a baax si bërëb yu bëri plage yi ñoo demee bon li ñuy sax ñoo ngi dem di lab dem moomoon coow lu bëri ca géejawaay ay xale yu nga xam ni dañ leen tere woon géej ga waaye nag nu mujjee gis nga jamono yi léeg-léeg mujjoon na am semaine bële passé waaye nag ñu delluwaat ci tey gis nga tamit ca mbaaw tamit nga fay gis ak yeneen i plage yi caaro yi ak yeneen yi nga xam ne daanaka daal day fees dell bu ci Tëngéej kon nag mu doon yoo xam ne daanaka daal fu mu ne nii nan la ñu war a teewaatee mbir yi pour rek li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbas mi ñu gën a mën a gérer la situation ba léegi ndaxte nag lii di cas de transmission communautaire yi ñu ngi commencé di law ba léegi 88 628 98 98 ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. waaw sëñ Moussa Thiam na nga def. sant alhamdulilah. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax. kooku. kooku de Maram Faye la di woote ci Colobane. waaw sëñ Maram bisimilah. waaw ñu ngi rafetlu seen waxtaan wi. jërëjëf jërëjëf. bon di wax ne man jàpp naa ne réew mi ni ko suñu njiit yi yore nar a yore nii. dañuy jékkee-jékki rek boo mu sens ñu ne génn leen Sénégal jaay nañ lépp. jël waay. wallaahi jaay nañ lépp génn leen abal ñu Ndakaaru. ak Sénégal sax laay wax du li yemul Dakar kenn fépp la commune boo dem ci Sénégal caxat-caxatee suuf. moo fa am ak géej gi même ni ñu caxat-caxatee suuf si. noonu la ñuy def géej gi noonu la ñuy def lépp même jaww ji sax bu ñu ko mënoon jaay dinañ ko jaay parce que dama xamul ñun lan lañ def yàlla ba maanaam mu tegal ñu fi njiitu mel ni yi ñu yore nii te lii nii tàmbaliwul tey kese de. waaw lii nii buñ ko jiiñ nguuru Macky Sall kese yàgg na fi parce que boo xoolee lu nekkoon mbaan la xaw ma mbaan. waaw. ak aéroport bi ancien aéroport bi. ak foire bi ak mamel yi. maanaam suufu réew mi la ñu caxatee jël ko di ko paacoo ñoom seen biir benn kiliku personne boobu ba léegi dama yaakaar ne sax waa PS ñoo tane quoi ci affaire suuf. ñu fi nekkoon Abdou Diouf man jàpp naa ne moo tane ci affaire suuf mais gis nga Abdoulaye Wade. nii Macky Sall def noonu la doon def Macky Sall ñëw gën a pire ñoom ñëpp a yem. xam nga lan moo leen jiiteel. seen intérêt njaboot seen intérêt mbokk seen intérêt seen ñi ñuy faral. ñooñu kese moo leen ne gis nga maire yi nekk ci commune Sénégal yëpp. boo gisee maire yu bëree bëri bi Abdoulaye Wade daanoo ñu dem transhumé ci Macky Sall. xam nga lan moo ko waral. xam nga lu ko waral. caxatee yi ñu caxatee seen i gox. waaw. loolu la ñuy bañ ku leen ci topp ba yóbbu leen kaso moo tax dañoo daw ànd ak Macky Sall mais defuñu ko sax pour contre Abdoulaye Wade bi fi nekkoon wala pour bëgg ko bàyyi dañ ko def pour sauver seen bopp. noonu lañ ko defee. parce que man commune ba ma dëkk Ndiayène Sirakh. wallaahi lazim suñ doom yi sax amatuñ fu ñu dëkk léegi. est-ce que suuf si foofu yëpp ay étranger lañ ko jël si jege tali bi ñu caxatee ko ba léegi nii boo dee suñu àll bi suñu mbokk yi doon béyee ñu ngi koy caxatee di ko jaay affaire xaalis di ko jënd. mais yéen normalement am ngeen droit laaj maanaam mairie bi jox ay extension yoo xam ne askan wi da koy daggal jox ko askan wi mairie ba ak adjoint maire dafa nekk ak conseiller ñoo ànd teg seen suuf di jënd di caxatee suufi askan wi nekk foofu. suuf yëpp jënd nañ ko ñun léegi amatuñu fu ñu béyee suñu njaboot yi bu ñu bëggee kër amatuñ ko ay étranger ñu dëkk ci dëkk ba lañ koy dagal loolu moo am ci Sénégal yëpp yal nañu yàlla dimbali ba wutal ñu njiit yoo xam ne bu ñëwee maanaam dina sóor askan wi bañ a sóor seen njariñul bopp ñoom ak seen intérêt bopp ak seen clic la ñu parce que am dañu ngi sax benn président bu ne ca bitim réew ñu dagal ko fii ay hectares ñun fan lañ jëm dem na ba léegi sax léegi géej gi kenn mënatu fa dem léegi kenn mënatu jege géej ay dañ koy miire boo ñëwee teg fay gàtt boo ñëwee ñu ne la yemal fii nga am droit yem fa te géej gi wax dëgg yàlla ñun sénégalais ñun ñoo ko moom léegi même suñu maanaam pêcheurs yi sax léegi ñoom mënatuñ napp ci suñu géej gi léegi dañu dem Mauritanie ñu leen fay rey te lépp ay dirigeants yu doy waar rek moo tax li fi nekkoon yëpp bradé nañ ko jaay ko ay chinois ay licence de pêche léegi yabooy sax mu doo koo gis léegi lii boo bëggee jën sax léegi nii da ngay am problème ñoom yal nañu yàlla dimbali rek yal nañu yàlla dimbali jërëjëf suñu baa jërëjëf sëñ maanaam c'est kon nag ci loolee muy addu ñu xaar keneen ci ligne bi salaamaaleykum waaw Moussa naam waaw na Ablaye Ndiaye yëmbal la Ablaye Ndiaye bisimilah waaw yéen ngi si jàmm sant alhamdulilah tarikala xam tout bon sénégalais dafa war a ruus quoi man dama ruus man je me retrouve pas non parce que maa ngi jaar léegi si littoral bi boor gàddaay jaar noonu mais filaaw yëpp dindi nañ leen
mais c'est extraordinaire. Ouais. waaw. mais c'est que nit ñi ñoo yaakaaral quoi ñoo toog jàpp seen jàmbur. bàyyi politique yi nga xamante ne amul benn scrupule. di gérer réew mi à leur manière à leur façon. Ouais. mais les gens population yi ñoo war a bañ. Ouais. surtout pour ça mais c'est honteux. benn waaye wax na ko sànq maa ngi dégg si rajo bi bi nga boo damay dawal mais nga mën a dégg fi nekk nii baadoole yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël accaparé wu li nga xamante ne ñëpp ko bokk. ñu jëlee ko par ay privilèges bu ñu ko jëndoon sax parce que man suuf am naa suuf mais dama doon suuf. waaw am naa suuf dama jënd suuf. Ouais. mais jamais. yaakaaruma du ma ko ñaan yalwaan du ma ko ñaan. état wala muy maire suuf bu ñu bokk jamais de la vie. ñu day ñax jënd wala mu doon na moo ko moom. ok waaw mais parce que yow tu es chef religieux wala tu es ministre wala tu es personnalité nangam ak nangam ñu attribué la nangami mètre carré 5000 mètres carrés dégg naa ko sànq ñuy wax ak leneen ak leneen ay 9 hectares ñu attribué ko kenn yi. mais c'est que dans ce pays-là on l'a toujours dit. Ouais. On a vu une personne qu'on a donné 40 kilomètres carrés dans ce pays-là. Boo demee au niveau de Pout. On l'avait donné à des marabouts. Mais c'est ça le problème. C'est loolu mooy problème bi. C'est que population bi sont inertes. Au Sénégal li fi am man xaw ma lan la quoi. yéeme na. waaw yéeme na quoi. yéeme na trop. waaw mais affaire bi dégradation li benn waay wax na ko sànq wax na dëgg il a parfaitement raison. Ouais. Le régime de Abdou Diouf c'est que man j'ai toujours longtemps et tout le temps combattu Abdou Diouf. mais Abdou Diouf yomul ak ñoom parce que c'est un homme d'état. bi ko jógee lañ jël xoolal fois bi ñu jël ko daggatek. xool aéroport bi on n'est pas contre ñu créé benn aéroport. mais on maintient l'aéroport ici parce que aéroport bële Thiès la nekkul Dakar. Ouais. quand même. mais loo gis ñu ko que même au niveau de Comico Yëmbal. bi ñu ko jëlee militaires yi yóbbu leen. waaw. non seulement ils n'ont pas restitué. à la population Yëmbal bi leen joxoon affaire bi ñu di ko exploiter à des fins yoo xamante ne c'est pour l'ensemble de la population. Oui. mais ils n'ont pas fait ñu jox ko seeni nit dama ne même un chef religieux benn xalif. jox nañ ko fa nangami hectare. Ouais. alors que ñun Yëmbal ñun am nañu un xalif général. le xalif général des Layènes. Ouais. benn parti joxuñu ko fa. mais c'est que les gens sont cyniques. Abdoulaye Wade l'a fait cité Yëmbal bi Sonatel bi. dafa kalo bleu def jox maire bi def ko lu ko neex. mais kenn du wax kenn du agir. Ouais. non gis nga man je pense que il faut que ñu réformer. parce que politique c'est le monde des scrupules. tu vois des gens sans scrupules. dañuy ñëw politique dañuy ñëw politique. pour lan pour amasser des gains. kese affaire bi dañ ko war a jox administration. administration boo xamante ne dañ koy contrôler parce que li ñu def domaine impôt et domaine. waaw mais administration bi est-ce que des fois tamit duñu compliqué. mais moom laay wax moom laay wax il faut que ñu contrôler il faut qu'on les contrôle ils ont une obligation de présenter un résultat. parce que effectivement. Ouais. tu vois que domaine fu mu dagg fu ne am na fa seeni affaire joxe ko gis nga maa ngi gis benn vidéo bu ñuy posté benn waay buy jaay terrain. gis nga li ñu jox magistrat yi fii si géej gi. Ouais. boo duggee si YouTube di ko gis. gis naa ko. benn maison 33 millions la koy jaayee. xoolal loolu. parce que bu Rasuul lay 33 millions mais ça c'est honteux. mais bu demee ba foofu kay littoral dañ ko doon dagg jox ko waa Guédiawaye yi nga xam ne c'est des mais populations de absolument, Guédiawaye ñoo fa absolument. c'est des habitants de Guédiawaye moo gën ñu koy jox ñeneen. mais c'est Guédiawaye c'est Yëmbal. c'est Guédiawaye Yëmbal. mais Guédiawaye c'est une création nouvelle. c'est créé en 72. Ouais. c'est créé en 72. c'est Yëmbal kii foofu yëpp Yëmbal la man miy wax ni man sama maam moomu foofu yëpp. mais man soxlawuma man. man suuf lu ma doon sama baay soxlawuma ko lu ma am suuf dama koy jënd. damay ñax jënd
waa kër Thierno Ndiaye nga. je suis de Yëmbal. je suis pas Thierno Ndiaye je suis de Yëmbal Momar Xarim moom mooy sama maam. Momar Xari Diop. Momar Xari Diop waaw dëgg la xam naa leen. gàddaay ñoo ko jaay sama mbokk ñoo ko jaay. waaw dëgg la xam naa leen. donc loolu mooy problème bi quoi mais gis nga man j'ai honte quoi parce que. li ñu jaay. ba ñu fal leen. doxewuñu ko. dëgg la sëñ gouvernance sobre et vertueuse. la patrie avant le parti nangam ak nangam et puis tout ça da ngay yëngu nga jóg. et da ngay ruus quoi. dëgg la sëñ Ablaye. man dama ruus quoi man moo tax wax naa sax dama leen bëgg a dikki mais duggatuma parce que man dama ruus. jërëjëf sëñ Ablaye. waaw ñoo ngi léegi la sant si intervention bi kon ci intervention boobee ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 sur seen rajo Sud FM yéen a ngi si benn émission loo ci xam tey. émission bi di loo ci xam. pharmacie nationale d' approvisionnement moo leen koy may. pharmacie nationale d' approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yëpp. salaamaaleykum. alhamdulilah. ku baax na nga def. sëñ Moussa maa ngi lay siyaare waay. danañ la ziar. naka mbir yi. alhamdulilah. man la Moustapha Seye maa daan wooye Géej waaye rek. Moustapha Seye. ah na nga def waay. sant alhamdulilah sëñ Moustapha. en fait man xam nga yàgg naa la woo di la wax problème mu suuf maa fi daan kaas problème mu SNHLM naan la ñuy joxewoon ci xaaj ba. dëgg la ba léegi ñu ñuy wër-wër loo. saa yéen ci ginnaaw lan yoo ne waxaat ñu defaat leen situation bi. dégg ñu la bu baax de sëñ Moustapha. ma ne en réalité. waaw. dégg léegi. waaw moo ngi leer rek waaw. voilà léegi dama lay wax ne en réalité. problème mu suuf gis nga problème boobu kër Mas li ko indi woon. mooy Ablaye Wade moo may woon suuf def ci plan Jaxaay. waaw def ko ay politiciens ak ay rebelles yu def xamul. mais li gën a ahurissant. mooy foire ba. dañoo gaaw a fàtte man xaw ma lan la Sénégal yi ñuy fàtte. Abdou Diouf ba fiy jógee foire la ci bàyyi boo xoolee am ci commune def événement naar yi. foire ba la ñu jëloon nëbb fa naar yi. waaw dégg nga mu bi fi jógee léegi foire ba quartier la. maanaam ku fi jóge woon boo ñëwaatee xool foire ba nem ma sa yaram day taw. waaw loolu dafa ñaaw. waaw boo te nga prise de conscience moo war a am ci nit ñi. yow ñu mayee loo xam ne jaadu yow sa bopp du am góoru. parce que man foire ba wat naa si yàlla ni bon bugguma sax ñëw ñu fa dëkk mere ma. ku xamul foire ba na mel war ngaa jomba yeewoo foofu. ñu mayee ko def ko quartier bi foire ba quartier la léegi daal bon affaire littorale bi nag bon malheureusement ñun ñëpp tout le monde est concerné parce que ku ñu may bu dee amoo ngoru ne du ma jël ku ñu may nga jël bon ñëpp ci yem waaw responsable mais nit ñi dañu war a am conscience boo xam ne delloo ci yàlla xam ne ñëpp a ko bokk ku nekk loo xam ne daal ñëpp a ko bokk nga fas yéene ci daal yéen ko ñëpp daal waaye daal foire bi moom fu mu xool sa yaram dana taw man saa yu ma ko xoolee fekk dafay mer au delà du fait que man sama bopp amaa lu ma métti parce que xanaa suñu xaalis SNHLM depuis 2003 mënu ñoo jot ci kër mënu ñoo jotaat suñu xaalis dégg nga te loolu Abdoulaye Wade ko fi indi ba pare ñu taxaw di foo leen mujj ci affaire bi ba léegi jàppale rek delluwuñ ca yàlla nag moom jàpp naa ne nii lay continuer parce que fii gëmuñu yàlla maanaam xam ne alal ñëpp ko bokk ku nekk am ngor parce que ngor rek moo ci mën a génne nit ñi waaw ngor ak conscience citoyenne jàpp ne ba daal woon ndeysaan Abdoulaye Wade may na fi kii àllukaay yi may na ko sëñ Saliou sëñ Saliou dafa am jo delloo mais ak yooyu moo baax ak yooyu moo baax maanaam may na nga dara baa baax na vraiment daal lii xam naa ni daal coow lay suba rek baax na bu ñëpp doon def noonu ku ñu may loo xam ne sax pour neexal la nga ne baax na mais Abdou amoon na gàmmu bu fi am gàmmu Tiwaawan Alès Abdou jël xaalis jox ko Abdou Diouf ab dégg nga Alès Abdou jël xaalis bu ñu gàmmu bu nag mu jël ko Abdou di ko liggéey ci réew mi loolu mais lan la ñu gis léegi sëriñ buy gàmmu bu président ñëwul bu président yéenewul nga mer ku am ay siyaar bu président yéenewul nga mer suñu jëm en tout cas ñu yaakaar moom léegi ñooñu gën a bëgg àdduna il faut dénoncer ça je pense qu'il faudrait que jeunesse bi am conscience ne dégg nga ñu jiite ñoo xam ne yow wàllu yàlla am na ci nga xam ne ñoo leen gën a ragal yàlla parce que au fond nit ñi dañuy am conscience citoyenne man de loolu laa gën dëgg la jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi lay gërëm sant ñu ngi lay sant di la gërëm ci fano ñoom tamit yàgg nañoo joytu seen i jafe-jafe ci seen diggante ak SNHLM mais ba léegi nag allo salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def sant yàlla alhamdulilah
ñoo ngi leen di ziar bu baax. jël nañ la ziar. bi moom Ablaye Ndiaye marchand ambulant la du Ablaye Ndiaye yëmbal. ah Ablaye Ndiaye marchand. maa ngi koy nuyu de passage. waaw. di rafetlu émission bi vraiment sëñ Moussa. jërëjëf Ablaye Ndiaye. di la jaajëfale. gëj nañ la dégg. si maa ngi ci jàmm maa ngi leen di déglu bu baax a baax. yenn saa yu tey la rek comme ni ko Oustaz Sane Sall di waxee. si dernière émission yi nga def jëmee woon si société Senelec. ak xaw ma Itelec lañ koy xaw ma. Akile. dama la siy félicité. benn rek moo si desoon. waaw mooy ki moomoon société bi ñëw. waaw ñoom jëm nañ leen contacter waaye nag ñoom. ba léegi daw nañ dañoo daw des. waaw dañoo jot a dégg premier pàcc. syndicaliste wax. waaw kuy xeex. wàllu consommateur di ko wax. bon buñ dikkee duñ fa wax mais heureusement ba président bi mu delloo ginnaaw si contrat boobu. waaw. moo tax dama lay félicité. lii moo am solo. xam nga Sénégal dañu war a bàyyi di wax farata. te lii mooy farata yii ngay def nii mooy farata. waaye lan lañ fiy nekk di wax. xaw ma bës lañ koy tuddee xaw ma lan yu ñàkk solo. bu ko siiw takkee kenn ñu ne takk na kenn. bu làmb amee ñu rey ci suñ bopp. genre yooyu nga xam ne amul fenn fu mu ñuy yóbbu. man xam nga sëñ Moussa yii bu amee. man Sénégal yëpp man laay mettre na ñoom ñoo nekk en erreur. kii naka noonu. loolu laa lay jox kenn ku ne degré de responsabilité am. waaw day ëppante. ki ñu dénk degré de responsabilité am mooy gën a ëpp citoyen lambda bi nga xam ne tey gis na lu dul yoon. mu war ko kaas. fan yële passé lan nga gis ñuy kaas ak couvre-feu. ndax jàngoro joo xam ne dañ ne day loraate. waaw ñu def couvre-feu askan wi ne dañoo sonn ci couvre-feu boobu di ko kaas. mais lan moo gën a am priorité Serigne Moussa. loo xam ne day yàq saw askan. day yàq sa moomeel. nga génn di ko kaas ko loolu nga xam ne tey dañ la doon wax pour fegu la. waaw wax dëgg yàlla te xoolal lu mu. foofu laa waxee degré de responsabilité. ñëpp am responsabilité. bu doon tey littoral bi wala tey benn mairie day jël suuf di ko jaay. askan wa ñu dëkkee jóg taxaw di ko kaas sëñ Moussa. ñooñu loolaay seen responsabilité. buñ ko deful bon ils sont fautifs si li am. dañ ko war a def askan wi leen yilif ki leen yilif dem ba au sommet ki leen yilif yëg ko moom tim xam li ko war a def. ñun si état la ñu nekk ñu pàcc ko ay pàcc ne pouvoir xaw ma pouvoir exécutif judiciaire législatif ñu pàccee ko kooku. quatrième pouvoir bi mooy askan wi. waaw askan wi dafa am période boo xam ne dañ koy solliciter. pour mu jéem a fal ñooñu. mais dafa am période boo xam ne bu dara amee lan moo koy wane yoon Sénégal teg na ay loi ne bu la dara naqaree nii nga koy defee. askan wi à chaque fois bu foofu jotee. dañuy daw seen responsabilité boobu. moo tax ñetti pouvoir yi nga xam ne tey moo tax lu leen neex ñu def mais bu doon askan wi tey bii quatrième pouvoir dëgg-dëgg te vrai pouvoir bi sax mooy askan wi dëgg. à part bu yàlla mi nga xam ne mooy fal mooy folli passé. teg ko ci loxo jaam yi. jaam yooyu bu dara amee ñoom ñoo ko war a revendiquer ba nga xam ne ñañ jox ne ñi ñu dénk kenn ñu ngi ñuy xool. waaye vraiment dañu nekk ci société boo xam ne. muy en Afrique ak Sénégal. précisément comme que Sénégal la ñuy waxee. société boo dem ne demaguñ ba toll foofu. moo tax bu ñuy wax Sénégal léegi ñëpp ñor nañ damay wax rek mais loolu duñ ñor sëñ Moussa loo xam ne yow yaa ko moom war ko laaj. te bu waxtu wa jotee doo ko laaj. te bu kiyee nga tëb na ñor na. bon askan wi des naa ñor. il faut ñu di ko nangu. gis nga boo dikkee le cas de Marab dama lay jox benn exemple COSEC. seen lotissement yi ñuy def mooy fi xew léegi rek Lac Rose. waaw ñoom ils ne sont pas fautifs parce que dañoo jënd. mais def leen ay recherche femme bi leen jaay terrain bi. dañ mën ko def lotissement. femme boobu kan moo ko jaay. mais koo xam ne dafa ñëw laaj suuf. boo dugalee këyit yu normal ni ñuy laajee suuf état da la koy jox. état bu mu mën a tombeek ñu jox la ko nga ne dama ko bëgg a def daara. ñu jox la suuf sa ba mat. nga jël ko def fa benn logo bu ndaw. nga tabax ko fa symboliser ko ne lii mooy daara. la sa des nga jaay ko. mais bu doon tey responsabilité yi kenn ku ne def na responsabilité am. ba mu demee ba koy def askan wa dëkkee foofu. waaw profité wàcc ne lii def na woon daara te daara ji suñuy doom ak yi jàng. jóg manifester ko. état dina ko wax kaay suuf si bi ma koy laaj da nga ma kaa laajoon pour daara mais nekkul pour nga enrichir. waay récupérer waat ko. parce que joxewuñu ay titre foncier ay bàyyi lañ leen di jox.
mais kañ nga fi mas a gis ñu jox la bàyyi nga delloo ko 90 ans. ah man mosoon na bi ngay wax ci waxu suuf yi mosoon naa la wax ne la man su ma sañoon. sëriñ si du ñoom la ñuy may suuf xam nga lan la ñuy may suuf communauté bi. waaw. gis nga tey bu dee tarixa bu mu doon nga may communauté bi. ki nga xam ne à chaque fois moom yàlla lay def yàlla mooy def moo fay ñëw toog. kooka dina jël suuf sa nañ waxante ki nga xam ne xalifa la ak ki nga xam ne nekkul xalifa bokkuñ degré mouvement bi ñu mën a. waaw déplacé loo ay nit. dëgg la. bu dee xalifa bi moo jël suuf si di ko mettre en œuvre di ko jariñoo di ko jariñ askan wi mu jariñ communauté ba. bu wootee mbay ñëpp dinañ mën a mbay. mais boo ko mayee un xalif mayee ko communauté bu xalif ba génnee àdduna ay njabootam ñoo koy jël c'est vrai. bu booboo valeur ba nga xam ne tey moom nga sa bëggoon pour mu recruter ay nit ñu fay liggéey. yàqu na. nii ma koy waxee nag noonu la valable si ñëpp autorités yi ñuy jox suuf ak ñëpp kenn ku ne këyit ba ngay dugal pour am suuf. waay au finish boo demee nga ne da nga may jox suuf pour ma bay ko pour ma def investissement def ay usines ak yooyu. damay dem ba wala ma def ko station. damay dem ba yàgg station ba dama koy perte loo jël def ko immeuble wala ma jaay ko kenn mu def ko immeuble di ko loué. wala man terrain bi nga ma joxoon pour ma bay ko. ma dem ba si yàgg ma def ko lotissement jaay ko. ay nit jënd ko. ana état bi nga xam ne ak corps de contrôle yi nga xam ne ñoo war a contrôler loolu. moo tax may wax ñëpp fautif lañ parce que corps de contrôle yi nga xam ne tey ñoom ñoo war di saytu alalu réew mi. buñ gisee loolu déclaré ko seen njiit buñ ko waxul. waaye fii Sénégal am na bérébu waxukaay yoo xam ne ils sont honnêtes et sérieux lu mel ni Sud FM. parce que man damay wax ne seen corporation bii sëñ Moussa. dama siy gis ñoo xam ne par des fois dañuy wax te la ñuy wax dara taxul lu dul seen bopp. comme nit milieu yëpp amee soox-soox. la fépp amee soox-soox. foo dem rek xam ne ab góoman fa. bon damaa jàpp ni réew mii tey. buñ ko bëggee doxal de dañ delluwaat ci normal de. dëgg la incha allah gis nga dama lay jox exemple si wàllu suuf fi may daaneel sëñ Moussa. Bamba Fall gis nga ko bi kii demee si littoral bi di manifeste. waaw doonuñ fi wax ne Sénégal dafa am ay problème toilette publique. dama lay jox angle précis damal angle gumba. mooy kata jumaa bi ñuy wax VW sëñ Babacar. nga paas ko tuuti benn pharmacie. nga paas ko tuuti ay toilette publique ñoo fa nekkoon. demal tey lu fa Bamba Fall def ay magasin pourtant c'est moom mooy pouvoir bi nga xam ne moom pouvoir la de xam nga dañ koy jàppee opposition mais moom mooy pouvoir locaux bi. waaw ana tey droit de l'homme yi nañuy surveiller ñooñu. buñ xool visé état central rek ñoom ñëpp dañ leen a dénk nañ leen di xool. dëgg la incha allah demal commissariat jëppal espace boo fa desoon nga xam ne dañ doon fourrière oto commissariat bi di fourrière oto. mais le maire Cheikh Gueye signé na autorisation de construction bu ñu fa defar. boo xam ne waa ji ay paiement lay def. demal da ngay dem ba commissariat bi da lay nëbb. te alors que bu defoon ni un certain Bara Gaye dem yëngal googu yaa fay nekk. créé wu fa benn poste de police. waay moo ko tabax état jox ko ay policiers. waaw. bu Cheikh Gueye dina woon tey commissariat jëppal li mu couvrir dafa rëy. espace bii des du ma ko jox commissariat bi la ñuy jéem a yàkkatal. état dellu ñu ay homme de tenue pour ma sécuriser sama population. man defe naa ne foofu moo ëpp saas askan wi ñëpp koy bokk. littoral bi nag mosoon naa si wax parce que dama si gis exemple. loo demee lu mel ni fa lay daanee. lu mel ni ay Espagne ak yooyu. seen littoral bi dañ koy aménager def ko bu ko defee nit ñi ay hôtel ak ay genre yooyu hôtel bi day dand touristes yi ñëw ñooy dem dëkk si hôtel ba. littoral bi sénégalais ñoom ñoo fay def seen lieu de commerce ak ay lieu de loisir ak yooyu nga xam ne day dugal xaalis. waaw d'accord sëñ Moussa lii rëy na trop. yéeme na jërëjëf émission bi dafa yéeme. waaw ngeen baal ma àq guddal naa nag mais baal leen ma àq. li ma bëggoon a wax la rek. jërëjëf ñu ngi lay gërëm sant waaw kon ñoo ngi ci jégalu tuuti si ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 90 salaamaaleykum. aleykum salaam. ku baax. El Hadj Moussa Thiam. naam. di El Hadj Xaaye Gueye. El Hadj Xaaye Gueye. maa ngi lay ziar. na nga lay delloo ziar. di ziar waa Sud FM yëpp. jërëjëf Xaaye. di ñaanal sa sponsor bi. waaw. yàlla dëgëral ko. jërëjëf. te li muy jaay jar. amiin amiin te gars yi jënd garab yi ci pharmacie bañ ko jënd ci mbedd bi. waaw lu wóor. waaw. waaw loolu baax na ci. ndax dina tax li muy def mu kii. ànd bu yàgg bi dëgg la kat. dëgg la de walaay dëgg la. ah dëgg la de Xaaye. boo dégg ñu naan bu lëg ma ci orom na ko gërëm a coy. ñun nañ gërëm coy. waaw dëgg la. waaw ndax jàpp na ci. waaw man de mbirum littoral bi li ma ciy dikkee mooy. au lieu gars yi di xeex ay combat citoyen leen mais combat politique la. li ma jàpp. parce que boo gëstoo xool mbir yi bat li mu yàgg na ci commune boobu mu nekk. li ma jàpp nag ni moo tax muy yooxu moom mooy ku ne xam na ni Djibi Diallo la sous-préfet de Dakar kilifaam la. waaw ndax moo koy contrôle lu muy def. gis na benn titre foncier boo xam Djibi Diallo ca nekk
mu daw yuuxu def naa sa erreur moo tax Djibi Diallo génn wane ni kii moom fonctionnaire la ma nga fële ci Amérique nekkul sax Sénégal. waaw wax comme juddoo. wax numéro carte d'identité wax moom mii. xam nga ba mu ko waxee da nga gis affaire bi daal di daanaka daal di mel lu fay. donc te moom yàgg na ca mairie ba yàgg na ci man jot naa kayit boo xam autorisation de construire yoo xam moo ko signé moom. le maire même. waaw mais bu fekkee normal lu tax ngay signé autorisation construire parce que boo ci opposé dina mbir mi dina gën a dem ca kaw. porte presse ak taxaw di wax nag taxul nga gañe commune taxaw nga leneen gañe leneen. man dama yaakaar ni bés mi amoon fan yee da koo xeeb mooy comme njëkk génnoon nañ million teg ci commune bi gars yi gis seen bopp xaj na loolu la xeeb mais en tant que maire tamit il faut mu xool saytu affaire yooyu waaw mais bu ma saytu ko mais yaa ko war a saytu mais tey bu ma dikkee man am loo xam li normal dikk sama commune bi sa commune yow bëgg ko faa gindi bu am moom am autorisation construire na ko bañ ñëpp waaw waxee ni wax ni Moussa Thiam bu Sud FM jox nañ ko fi suuf bëgg autorisation construire nit ñi nii demandé na ma ko lànk naa ci la ko nit ñi gën a nawe nga signé ba pare ay at dikk taxaw li ma la wax boo ko gëstoo man sama gisu bopp la nag waaw mais Djibi Diallo boobu nga xam mooy sous-préfet dafa yaakaar ne moom la lañ ko jox ci li ma jàpp mais Djibi Diallo génn na ni kii Kolda la dëkk numéro carte d'identité lii la fonctionnaire la loolu ñëpp dégg nañ ko bu ñu ko defee moom après moom dafa daal di rocc ko ci kii bi Sénégal nag moom lii du fi jóg ay porte presse ak di victime si sa bopp naa dañ maa xeex ak dañ may nangam te fekk la ngay def suñu mbokk ambulant ñu ngi koy nuyu léegi dégg nga li mu wax ci Cheikh Gueye léegi te loolu ñëpp a koy constaté di ko gis est-ce que loolu te foo ko laalal tey mooy jëkk a génn jëkk a wax beneen bi tamit mooy mbiru suuf bi dafa am loo xam gis nga man mii toog fii ak yow moom moo keneen képp kuy sénégalais dafa am kayit yoo xam boo ko fournilee état da lay jox suuf muy littoral beeg muy daaru gay ga ma juddoo muy caasañ si nag fépp su la waaw boo ko fourni da la koy jox mais xanaa ba nga ca def nag dina nga cay continuer wala doo ko ca continuer d'accord waaw foofay mbir mi voilà mais boo fournir ne damaa man ba ma fournir ne damaa am sama kayiti daara wala ma am sama kayiti tool wala ma am sama génn ma ko joxee état damay jox suuf si waaw mais est-ce que loolu dinaa contrôler loolu nag ña ko war a contrôler nekkul Macky Sall ma ne ca palais ba dafa am ay direction yu mu def ak yooyu kon nañ gis nga mais Sénégal li fi xew mooy bu tawee ñu ni Macky Sall la bu naajee ñu ni Macky Sall surtout nag ñi nga xam ne dañuy jóg di ko contrer ci li waaw non xam nga muy boobu waaw boot bukki moom foog xaj ba waaw moom lañ jox suñuy cëggal guy waaw loolu nag foog tamit lu am ñoom foog ñu interpeller ko ci waaw comme yow nu nga ne xajee baw rek moom baax xaj moom mooy loolu beneen bi non waxin la rek mais dama dégg wolof nag Moussa waaw waxin la rek man Kajoor laa juddoo mais en quelque sorte Macky Sall moom lañ jox suñu lépp d'accord naa moom la ñuy war a interpeller président Macky Sall xam moom kay d'accord naa man kay loolu d'accord naa moom lañ ko waaye nag am na yoo xamante ni boo ko ciy këfin da ngay réel askan wi dafa am combat yoo xam ne ñu koy jël di réel askan wi ñenn ñi li leen intéressé mais moom lu mu ci wax sax daf ne yu bëri yëgul tenul waaw mais oui ma xam nga lu olof yi wax waaw yuuti mbott warul laal tax ma ca yuuti mbott warul laal tax ma ca kaw garab ga waaw yow da nga am ay da nga am ministre waaw am ay direction yu seere loola am ay services yu ko war a seere kadaf nekk fi maire yi nekk fi leneen ñooñu ñooy contrôle interne ba ca suuf waaw ñooñu bu ñu ko deful yéegal ko no mais tey bat li mi kon gars yi kon duñ koy rendre compte bat li mi tey lii muy wax nii déet boo ko bat li mi tey li muy wax nii moom mooy kin fal ci localité bi tey buñ ko joxoon autorisation de construire man ma defa ko en tant que Xaaye Gueye mu bindaan na te jox ko président ni ko kii Xaaye Gueye la tudd demande autorisation ci littoral bi jóg yóbbu ko correspondance présidence mais buñ ko tontu moo ni bind naa ko bind ma ko président dañ koy rendre compte même bu ko mënul des ko sa ngi fi keneen a ngi fi nga leneen a nga fi en tout cas service yi mais yooyu boo ko deful ba yooyu passé nag nga taxaw di wax bon yow moom mooy loolu kooku moom ku nekk na ko jugé moom na nga koy jugé beneen bi ma jàpp tamit mooy ci mbir yi boo même boo ko yaatalee nga jógee sax littoral bi ñëw ci suñu commune bi yow xam nga commune Thiaroye-sur-Mer laa dëkk ku ne xam na ni fii am na benn limaane bi fi ne boo xam na suuf soo xam nan la ko demee ba ci ñu ko doon xeex ñenn ñaa ngi koy xeex ñenn ñi dee nañ ñenn ñi wopp nañ ñenn ñi dàcc nañ ñenn ñi sonn nañ mais yooyu tamit yooyu buñ dee xool nañ ko yi beneen bi bu ma waxee man dama naa sa maam la ma doon wax dama ne kañ la fi soom ginnaaw man fii nga laa bi cot waaye mais Abdoulaye Wade bi ñuy nekk fi daggam suñ foire bii tag suñ miiru aéroport bi gars yi dugg fa cité kër góor gi fu ne mu këf ko yow jox ko gars yi ñooñu ni loola baax na mais Macky Sall daa warul laaj géej gi wala géej gi bi ñuy taxal autoradison xanaa gars yi nekkuñu fi ak si plaza ku ko joxe ak yeneen yi ko mel ak yooyu bi Macky Sall ñëw sax arrêté na liggéey yéen nii kon mbir mi nañ ko xool fi mu ne te bañ cee dugal affaire politique bu fekkee lu ñuy delloo la ñu delloo ko bu ko réew mi waree bokk voilà c'est ça waaye bu ci kenn waree wax yoo xam da koy jëlefee ñun gën ëpp ñum xel gën ëpp ñuy xalaat nañuy xalaat di xel beneen bi tamit bi may di daanele mooy affaire akile bi waaw ci lu gaaw te mi nga fi metti ma soxna kan kera wax na lu ko neex ci li ma jàpp waxul lu ko lu wax di merkot bi muy wax kay xanaa da ko neex waaye waxul lu ko naqari déet waay man képp moom comme association consommateur yi waaw lan moo war ñoom consommateur yi bu ñu leen dugalee conseil économique social ñu toog bu ñu leen bu ñu xoolee mandat yi bëgg a joxale ñuy santaas def yëpp parce que akili bi man en tant que Sénégalais li ma jàpp mooy lu normal la
c'est un Sénégalais boo xam te ni fii la juddoo ci réew mi màggee ci réew mi jàngee ci réew mi doon France indi ay yëfam du créer société xool ni muy liggéey Sénégal ay nit dafa liggéeyee mu def contrat boo xam Sénégal daf koo signé nañ moo tal la daal Abdou Diouf dal ak Abdoulaye Wade dal Sénégal gii bi ñu fa problème Abdoulaye Wade da koy jaayal Elio Québec mais bu ko Abdoulaye Wade dikkee di ni ko ñaata milliards la ko dikk fay amataan les événements parce que booy bi yor na luñ ko signé beneen bi mooy contrat ya yi ñu koy bañal mais mi ngi dawal israélien ko te moo gën a cher la 1 milliard et quelque kon waaw man wax ci rajo lu ma xamul waaw demal nga ko vérifier dem la nga vérifier israéliens yi ñu ngi dawal comme li muy def waaw nan nga mën a privilégier ab israélien wala ab leneen bàyyi Sénégal boo xam ci réew mi da dëkk jël fa ay nit ñuy liggéey nga bañ koo ko bi jërëjëf sëñ Xaar alxuraan daa amul wax wala daanele wala tax fu maa ne sa nekk bi almun loolu la aaya ba jeex ndax daa gudd nit daal buy wax day wax lu mu xam def lu mu xam nañ xool réew mi seet ko ci daal émission bi tudd waaw loo ci xam la ñuy wax de wallaay lu ci am solo la loo ci xam la ñuy wax kon ñu xaar bu nekk am na kenn ku nekk si ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah kooku kii de ñu ngi koy Mohamed Lo tudd Gora di la woo Pikine waaw Gora si kaw la ñuy jaar lii pour international bi lañ xaar ñu jël keneen salaamaaleykum gars yi bàyyi leen jaar si asalaamaaleykum bu leen dee jaar si ligne bi si suuf allo maaleykum salaam asalaamaaleykum El Hadj Moussa Thiam naam ñu ngi lay ziar bu baax jàll nañ leen ziar Jibril Sène la Jibril Sène bismillah di la jottali nuyu waa Nax Neex waa Pikine Est waa Altu Ndangal mu waa Ndengaleer Nduuf ak Mbar Jaago Bawol gépp Moussa yoon wi ubbi na de fu mu ne nii kay incha allah waaw fi mu ne nii moom pare nañ ko waajal léegi rek incha allah incha allah rabi waaw loolu moom dina neex waa Nax Neex lool waa ji bismillah vraiment Moussa di rafetloo ci liggéey bi jërëjëf li ëpp solo mooy thème bi nekk en actualité parce que ñëpp soxla ko nga teg ko vraiment dina ci félicité yow moytuwoo tam xam nga am na yoo vraiment dañuy moytu tam ak yooyu yow moom moytuwoo tam da ngay xool li yitteel askan wi nga teg ko Moussa liñ ci jublu muy defar yàlla na ko yàlla defal ñu ko ñun ñëpp yaa ngi dégg Moussa man damaa jàpp ne fuite de responsabilité mënul passé ñu fal président Macky Sall en 2012 ci élection à 65%. waaye lu ñu leen wax ne yàq ngeen ko rek ñu ne wala président Abdoulaye Wade da ko fi bàyyi woon wala moo ko defoon. et pourtant Moussa bu ñu génnee ñoom di def bilan. li ëpp ci bilan yi Moussa ay projets yu président Abdoulaye Wade commencé woon la ñu àggale ko. mais doo dégg mukk ñu koy wax ba tudd ci président Abdoulaye Wade. te nag Moussa wolof dafa am lu mu wax allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. wolof dafa ne ku doon buur doon ay borom. waaw. te président Abdoulaye Wade nag Moussa. ku neex a doon la parce que nag li mu tàmbali. kan macha allah bu fekkente ne rek kuy defar la te leneen taxu koo jóg. lu yomba defar la. Moussa suuf si. li ñu ci wax président Abdoulaye Wade lu ci ëpp dara amu ci. président Abdoulaye Wade mën naa la wax terrain yi mu fi séddee. ak la taxoon mu séddee ko. président Abdoulaye Wade moo joxe woon Socabek. waaw ba mu koy joxe fonctionnaire yi ak syndicalistes yi ñoo defoon rencontre ak moom. mu ne dinaa fexe. même su état amul mooy defar ko dinaa fexe ut un bailleur ñuy jox ko suuf bi ñuy jox bailleur bi mooy nekk apport personnel état. fu mu mujjee bailleur bi defal leen ko à un prix abordable bu ko defee chaque fonctionnaire un toit. waaw foofu sax programme ah là là c'est dommage ndeysaan donc nag kon ñu xaar keneen ci ligne bi su nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu xool fii su nekkee nag salaamaaleykum. salaamaaleykum. kooku Thiam Diop. waaw fooy wootee. Italie waaw. Diop Mamadou Italie. waaw bisimilah Diop. waaw Moussa maa ngi leen nuyu di la ziar. na nga lay fay. di nuyu groupe bi di kontaan ci émission bi mais Moussa. problème bi kay mooy nañu nekk ay patriote rek ba bàyyi parparloo bi. waaw xam nga lu ma wax lu ma xam laay wax. loo ci xam. te ci émission bi vraiment ci mbirum Covid 19 bi am na ku ne woon les hôtels sont gars yi dañ ko réquisitionné gratuitement. or que c'était pas vrai. l'État payé les hôtels. non dañ doon fay 50 par jour. 50 voilà donc te am na ku tax bu ku woote woon sànq naan lu ma xam laay wax te loolu la fi waxoon ne loolu c'est gratuit dañ leen réquisitionné donc nit ñi dañuy wax dëgg te yàlla tax te bàyyi parparloo bi ñun Sénégal la ñuy waxal c'est ça le malheur parce que boo gisee ñu ne problème littoral beeg litige foncier yi litige foncier bi ak li xew ci Sénégal kenn newul ne ci Macky Sall la commencé ñoom ñëpp xam nañ ne depuis parti socialiste depuis jamono Abdoulaye Wade y a des problèmes depuis que le Sénégal est Sénégal fii moom foncier dafa toujours am problème fi Sénégal voilà mais avec Macky Sall nag daf ñu promettre woon ne loolu day dakk xam nga loolu ñu amoon espoir bu rëy ci moom
loolu moo tax mu metti ci ñun quoi parce que dañ ne woon c'est un président né après les indépendants mu promettre ni moo ñu ko promettre nag. waaw foncier bi lépp moo ñu promettre na woon la patrie avant le patrie lépp mu def ay slogan ñëpp am passionné kon voilà ñun lii lañ doon xaar ñoom espoir ci moom fal ko deuxième tour mais à notre grande surprise dañu gis ne constaté ne tey la waa la gën a aay. tey la waa la gën a aay ci njuuj njaaj yeeg litige foncier beeg détournement yeeg lépp luñ doon dañ ci jamono parti ak jamono Ablaye Wade. ci Macky Sall ci la gën a puré loolu moo tax mbir mi metti déception bi metti aussi bon ci mbirum foncier yi. ñi nga xamante ne Ablaye Wade joxe na ko. li nga xam ne Ablaye Wade joxe na ko dama dégg am ku ne Ablaye Wade dafa joxoon sëñ Saliou fële ci booru nu mu tuddati ci booy dem Thiès dafa joxoon foofu. Allou Kañ nu mu tuddati booru Allou Kañ Ablaye sëñ Saliou delloo ko mais dama yaakaar dafa war a xoolaat dafa laaj informé waat parce que Ablaye Wade dafa joxoon sëñ Mansour jox fa sëñ Saliou te Dangote bi muy installé y avait un conflit avec la famille de sëñ Saliou ak Dangote te Dangote il paraît dédommagé na. na ngeen ci gëstuwaat bu baax. parce que fii maanaam suñu Sénégal y a un système bi mooy suñu problème dafa am système lobby boo xamante ne depuis notre indépendance mooy régné ba léegi avec l'événement de Mamadou Dia la Mamadou Dia daan bañ état bi toujours day utiliser les marabouts pour def seen i forfait léegi les marabouts aussi ñoo war a def beaucoup attention lépp loo xam ne dañu leen ko attribué ñu muy alalu askan yi bu ñu leen ko joxee nañoo war a lànk loolu mooy wax ji mais bu ñu bëggee def dara dañuy utiliser les marabouts bu ko defee marabout mën nañ leen ci jox tuuti mais la ca des ñoom ci seen bopp ñoo koy séddoo bon maa ngi dégg aussi ñu naan état ku bëgg a suuf rek daf la koy jox mais c'est pas comme ça joxin bi dafa am yoon joxin bi dafa am yoon état du la jaay suuf état daf lay jox nga occupé jox la bàyyi waaw suuf foncier kenn waru ko joxe noonu mais fii li fi xew xam nañ ko da ngay njuuj njaaj ak avec la complicité de certains fonctionnaires pour bañ a tudd tur ñu jox la foo xamante ne yow da ngay dem occupé ko ne lii laa koy dayee mais après boo ko jëlee ba pare da nga ci dagg am ci ay milliards au dos des Sénégalais loolu mooy problème bi loolu nag c'est pas normal loolu maanaam njuuj njaaj la njuuj njaaj ak ku ko mënti def njuuj njaaj nga def képp kuñ jox alal askan bi ak yaa xam koo mënti doon soo ko lekkee lekk nga àqi askan bi te ëllëg di nga ko layoo loolu mooy wax ji affaire Akilee bi aussi affaire Akilee même si ce sont des Sénégalais mais contrat bi moo awul yoon contrat bi ci boppam moo jaarul yoon contrat bi dañ ko war a annuler même bu fekkente ne attaqué nañ leen tribunal Sénégal du ci perte dara ndax contrat bi ci boppam moo awul yoon ndax d'ailleurs la société là il n'est pas capable pour mën a def liggéey bi nga xamante ne Sénélec moo ko koy jox Sénélec ci boppam moo koy jàppale ba pare garanti ki ci banque yi pour lan société boo xam ne da nga def sous-traitance léegi yow la Sénélec moo lay garanti ci banque bi kon kay Sénélec la ko defal boppam gis nga bu ñuy wax nañuy wax te yàlla tax te bàyyi parparloo bi li xew ci Sénégal ñëpp xam nañ ko njuuj njaaj ak sàcc ak corruption moo fi xew avec l'événement de Macky Sall c'est plus pur amoon na fi nag mais actuellement la gën a pur li ma gis nag ne moo koy dindi mooy révolution gis nga ñii révolution rek mooy tax lii dañ tàmm nañ ko avec la complicité de certains religieux ak ñenn société civile ak yenn soi-disant hommes d'affaires ñoo accaparé ressources sénégalaises yi il faut sénégalais yi ñoo mën a jóg def révolution lii dañ une bonne fois pour toutes mais bu dul loolu toujours ñu ngi def ay njuuj njaaj pour ñu mën a yàggee au pouvoir di ñu gën di noot di gën di sàcc suñu alal loolu mooy wax ji ngeen daal maak merci beaucoup ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 allo waaw kooku rëcc na ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 su nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo El Hadj Moussa. naam. Jibril la. waaw Jibril bisimilah waaw. mel na waaw dafa daggoon sànq quoi. waaw bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg Jibril waaw. xam naa problème réseau bi la yaa ngi lay dégg bu baax quand même. waaw ñu ngi lay dégg waaw bu baax. voilà Moussa mu ñëw rek bref par rapport ak li ma doon développé. waaw bisimilah maanaam président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee SOCADEC bi mu ko daggee daf ne woon pour fonctionnaire yi la. nañ ci jiital enseignants yi comme leur nombre est supérieur maanaam enseignant ku ne xam na ne c'est un grand nombre te salaire bi taxu koo demee noonu. biñ ci jógee waa bitim réew na ñoom à chaque fois waaw ñu ne ñoom à chaque fois dañ leen di nax. ci problème mu terrain. kaas expliqué. mu daal di daggal leen moom tamit woo société bu ñuy wax Namora. ne ko dinaa la jox ay terrain en apport personnel pour maanaam mu représenter apportu sénégalais de l'extérieur yi. nga defaral leen ko à un bas prix. ku dem Namora di nga xam ne la fa ëpp
ci kër yi waa bitim réew ñoo ko moom. certes après fin projet bi mujj na am ay problème mais loolu ca kañ joxoon projet bi la. li ñuy wax naan SICAP kër góor gi yaakaar naa ci biir kër góor gi di nga dégg ñu ne SICAP. waaw SICAP société de l'État la. Abdoulaye Wade daf ko jël dénk ko SICAP ñu lotissé ko dagg ko parce que dañ ko bàyyee woon français yi ñu clôturé ko ay garab dong fa nekkoon leneen amu fa ñu ne réserve France la imaginez Moussa réserve France ci biir Ndakaaru te nit ñi amuñu ay kër yu ñu dëkk képp ku may ministre Abdoulaye Wade wala DG am fa kër sa xaalis nga génne wala sa banque garantie la nga am fa kër mais amul kenn ku mën a wane benn këyit di wane ne Abdoulaye Wade mel na nit kër SICAP kër góor gi ñu ñëw SICAP foire da koo jël parce que réserve la woon ci ginnaaw foire te foire stand yi daawul àgg foofu ñi ñu am ay problème kër mu jox ko SICAP ne ko lotissé ko jaay ko Sénégalais yi amul benn dignitaire PDS bu fa am kër boo xam ne mun ngaa taxaw ne Abdoulaye Wade moo ko may Abdoulaye Wade suuf bi mu mës a mayee toolam la bu mu jël boo xamante ni dafa dendoon ak toolu sëñ Mansour te côté Mbora bi ko sëñ bi ne dama koo soxla mu ne ko may naa la ko mais à part loolu suufu état je défie quiconque amul kenn ku mën a taxaw ne suufu état Abdoulaye Wade mës na ko yëkkati may ko benn doomu aadama amul benn jël alalam nag caisse noire am di ko may ay sénégalais daaw ko may ay chinois daaw ko may ñeneen mais contrairement à ça Moussa des fonctionnaires de l'état s'accaparent des terres di ko def lu leen neex loolu ci nguur gii lañ ko gis lañ ko waxte dee gis nga Moussa réew mi du mën a avancer tant que nanguwuñu waxante dëgg de face ñu bañ a raayante nit ki loo far ak moom boo ko bëggee dañ koy wax dëgg pour mu mën a avancer kenn ku ne xam na ne caxatee suuf gi am fii ba pare Moussa di jël la population di ko mettre en mal ak des dignitaires maraboutiques parce que Moussa tey jii bu ñu nee may nañ Serigne Sangam tant d'hectares xamal ne ci ginnaaw tant d'hectares yooyu Moussa fonctionnaire de l'état yi jël nañ ci plus de 10 hectares aaki moo ko léegi turu sëñ day génn bu boobaa kenn du wax su askan wi waxee ñu ne yaa ngi attaqué Serigne nangam wala nangam ak nangam mais Moussa nañu état jël ay responsabilités par rapport à ça Moussa responsabilité Moussa xam nga lan la ne état jël nangu hectares yooyu que ce soit Serigne lañ ko may wala keneen ku ñu ko mënti may wala fonctionnaire de l'état nañ ko jël jox ko ñi ko moom Moussa mënuñu jël suñu alal di ko dénk ay nit ñuy dund ci suñu kaw te duñ ci am jamais lu ñu neex te ku wax ñu dal ci sa kaw loolu mënul nekk Moussa wala maa bëgg dee ñu ne Moussa baadoola Moussa xam nga baadoola lan la baadoola du baykat da ci àll ba di daan dooleem di bay de baadoola du Moussa du man ñi nga xam ne sama ñaq lay dund wala keneen ak keneen Moussa baadoola xam nga mooy kan ki askan yëpp dajaloo gënoo leen juddu gënoo leen ndey gënoo leen baay gënoo leen lenn ñu ne la sëñ bi kat yow lañ wóolu yow la ñuy dénk waaye loolu la ñu la dénk Moussa amoo ci dara loo cay doxal lu jaar yoon lu dul aakimoo ko def ko sa alalu bopp di ci def na la neex askan wi di seetaan kooku mooy baadoolu Moussa waaye baadoolu ñu la dénk kenn gënu leen a gore kon Moussa nañu xoolaat suñu doxalin xool suñu taxawaay te suuf si ci àll bi aussi Moussa ñu def priorité baykat yi parce que bay Moussa mooy bay dundee moo am ci àll bi te bis bu ñu demee ba nangu suuf si jox ko ñeneen Moussa baykat yi dañu gën a fees Ndakaar te bu boobaa problème bi yokk merci beaucoup Moussa merci jërëjëf Djibril Sène ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum allo waaw na ngeen def sëñ bi waaw salaamaaleykum waaleykum salaam waaw Moussa man la Souleymane di la woy pare na ngeen def sëñ Souleymane bisimilah alhamdulilah bëgg bokk si waxtaan bi rek waaw mais Moussa c'est que am na ñaari affaire yu ma seetlu dañ ko war a bàyyi Sénégal mooy président moo maye terrain président moo may kii hectare mais président fu mu jëlee suuf di ko maye. loolu c'est pas normal. ah président moom suuf si waru ko di ko maye loolu dañ ko war a bàyyi. dégg nga beneen bi may faral dégg dañu naan président yëgul ah Abdou Diouf mu fi nekkee xamuloo lu xew mais président il a les services généraux président tous les matins dañ koy defar rapport sur lu xew ci dëkk bi président mën na sol dàllam dugg ci biir dëkk bi dem xool ah. Macky Sall bi crise bi commencé ba léegi kenn gisul mu dem hôpital pour xool les affaires nu mu demee foofu loolu c'est pas normal président kenn deewu ko génn mu dem xool sur le terrain lui-même loolu lañu doon reproché Abdou Diouf reproché ko Abdoulaye Wade Macky Sall nee na bu ngeen moom da koy changé il est jeune il est issu du peuple xam na lu xew ci dëkk bi Macky Sall il est issu du peuple xam na luy souffrance xam na lu xew ci dëkk bi mais toog fi naan wuy président yëgul kooku gëmuñu ko c'est pas normal situation Sénégal bu ñu waxante dëgg Moussa on a mal pour notre pays on a raté nos deux alternances alternance fi amoon 2000 ak 2012 yëpp c'est raté ils ont trahi notre espoir loolu mooy réalité bi dégg nga situation dëkk bi métti na te commencé na métti avant Covid 19 bi Covid 19 bi dafa wane vraiment les manquements dafa daaneel système bi yëpp par terre donc tu vois. Covid bi moom
Covid bi moom amul lu koy résister apparemment. non Covid bi moom. dëkk yu amul woon fondement yu dëgër yëpp dañu daanu carrément ci suuf parce que mënoo nekk di ndax peuple bi di wax ay taux de croissance 6% 7% ay Sénégal émergent. non mais le problème mooy tamit ku la bett mën la même avec les grandes puissances bett na leen mën leen. mais le problème mooy ñun est-ce que ce qu'on a prévu def nañ ko ci ak yi ñu doon wax yooyu yëpp ñun c'est là la question. tout à fait ku la bett mën la waaye nag. Il y a quand même am na dëkk yu mag yi am nañu quand même fond de résistance bu ñu amul ñun. loolu moom dañ ko gis carrément ci Covid bi te toutes les décisions prises ici amuñu benn cohérence amuñu benn logique. dégg nga le système de fast track là donc il a été mis à nu. Ouais. dégg nga baaxul dinañ si def waxtaan parce que ceeb bi fa mu dugg ak xaalis bi ñu si wax ak yooyu yëpp. incha allah dinañ si def waxtaan semaine prochaine incha allah. depuis 2000 ba léegi Sénégal ay scandale rek. Hadji Mansour Faye moom ba léegi gars yi nee nañ jotaguñ seen i ceeb te fu mu ne nii ñetti weer a ngi dugg. mais jotuñu Moussa wax nañ fi dès le début. que système bu ñuy option bu ñu jël bi baaxul. wax nañ ko fi dès le début. dégg nga économiquement xaalis dafa war a circuler ci dëkk bi boo ko joxoon ku nekk xaalisam mu dem ci boutique oñam xaalis bi dina circuler mais boo joxee 7 milliards wala 12 milliards nga jox ko benn commerçant. da koy dugal banque. Souleymane dinañ si def waxtaan incha allah. oui voilà donc je disais. scandale yi bëri na te tey allo. maa ngi lay dégg. oui pardon donc scandale yi bëri na te Macky Sall on a l'impression qu'il est dépassé. Il est dépassé fu mu ne nii dafa mel ne dafa am lu ko tëyee pour mu def on dirait qu'il a les mains liées am na lu ko tëyee. pour mu bañ a agir parce que chaque jour il y a des scandales. Scandale financier scandale judiciaire scandale politique. kenn xamul scandale foncier. man je pense que tey fu ñu toll nii pour sauver le peu qu'il lui reste. dafa war a woote créer un gouvernement d'union nationale wala un gouvernement de coalition. bi nga xam ni dañuy dugal ay opposants ci gouvernement bi. dugal ay militaires ci gouvernement bi dugal société civile bi ci gouvernement bi ñi nga xam ni leen jox feu vert di man mëntuma franchement mëntuma jox naa leen affaire yi allez ngeen génne dossiers yi teg ko ci table ñu on règle le problème il lui reste encore 4 ans dégg nga mu jox nit ñi bu fekkee mënuloo da ngay woote wàllu. d'accord waaw loolu egguñ si le discours trop politique waaw d'accord. non ñi ko mën a dimbale nekkuñu si gouvernement bi ah. ok mën na ko jël si opposition bi. ouais c'est ça waaw. ñu dimbale ko. ah oui. pour sauver les meubles. avant 2024 bu 2024 ñëwee mu organiser élection loolu moo ko mën a génnee la tête haute. ouais. parce que mënatul dem ah. d'accord du ko wax ku gis dëkk bi nu mu demee xam ne kii mënatul dem gouvernement d'union nationale ak gouvernement de coalition mën nga ko créer dans en chaque circonstance c'est pas dëkk bi nekk. d'accord Souleymane oui. ba mënul d'accord dinañ si def waxtaan. waaw dinañ si ñëw incha allah rabbi. désolé. d'accord ñoom ils sont trop politiques c'est vrai que waaw ñoom tamit ci fànn woowu ñoo ngi ciy wax ci àddu baax a baax ci côté boobu waaye nag bon incha allah dinañ ci def waxtaan mais nag lu ñu amal solo tamit mooy gestion Covid bi incha allah dinañ ci def waxtaan bu yaatu ci fonds yeeg yooyu yëpp asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi. indi ziar. waaw danañ la ziar kooku. Gora. waaw Gora na nga def bisimilah Gora. jaar naa tey moom ligne bi tax na de saa yi 6 000 dem na. affaire sax na. bisimilah wax ni. émission bi am na solo trop. jërëjëf Gora. ñoo ngi remercier presse bi tamit si li ñuy relaté yi yëpp. ndax bu dul woon lool ñun ñu bëri duñ si xam dara mais surtout tamit ñu bëri ñu si wax mais xamuñu fi dara. ñu ngi encore remercier président ak sanitaire yi mu jël ci wàllu activité beeg yëpp. waaw. encore ak plage yi surtout plage yi tamit nit ñi dañuy wax rek mais ñun duñu wax ne dëkk bi Sénégal du dëkk musulman mais dëkk la boo xamante ne ay jurit ñoo fi dëkk. waaw. bu fekkee dañ nekk pays islamique tamit ay jurit ñoo fi dëkk. waaw. boo demee ci plage yi da ngay waaru. ah waaw yéeme na de. da fay gis comportement yoo xamante wax dëgg yàlla du ay doomu jullit donc ñoo fay dem. dëgg la de waaw. kon même bu dul Covid bi sax ñu bañ fa dem ñu interdit ko moo gën. dëgg waaw. mais li ñuy wax ne si xeeru suuf si moom ñu wax si gis nga bu ñun yow bët semaine dernier yaa ngi fi woon yow ak ministre bi mais suuf yi bu ñu koy joxee yow doo xam am na yoo xam ne président fi la ko fekk wax dëgg yàlla fi la ko fekk président itam lu mu yëg dana ko réglé man ñun bokk bi ñu jógee suñu doléance da koo réglé. ci biir conseil des ministres ministre Pape Abdoulaye Seck daf ko koy jox wax ko situation yi nii la dem si biir conseil des ministres la jël ay mesures ni nañu def audit foncier bi. mais audit bi bu ñu ko joxee da ngay gis ay bail yoo xam ne doo xam kañ am na yoo xam ne gouvernement socialiste moo ko joxewoon mu ñëwoon fii. waaw
ay 43 hectares yoo xam ne dañ koy jox ay nit yoo xamante ni doo xam pour lan ñu leen koy jox zone yoo xam ne dañ ko protéger am ay loi am ay décret yu ko protéger ñu mën ko jël jox ko benn doomu aadama mu am ci titre foncier or la yow titre foncier or la or ah waaw bien sûr léegi yow nit yi zone yoo xam ne nit balaa moo am titre foncier loi bi dafa wax bu amee bàyyi daf ko war a def mise en valeur ba pare mu door a am titre foncier mais yow mise en valeur bi amagul nga mën a am titre foncier ñun bi ñuy bind président dañ ko waxoon zone des Niayes yëpp mais xëy na ñu joxoon dossier bi ñun ñoo xamul woon lan la parce que tamit xamuñu woon au fond lan la ñu jël kii bi rek lañ jël technopole bi rek lañ jël waaw mais ñun dañ doon wax zone des Niayes boo demee zone des Niayes chaque année 60 hectares day dem day disparaître ay borom li ñuy wax ay gono bono ñoom ñoo koy jël soo ko xam ñen ñoo leen koy jox parce que suuf si la ñoo war a jël état bi jël ko benn agence yóbbu ko ci présidence zéro ko ñu jëlee ko ci ministère de ci ministère finance ñu bañ a gérer suuf parce que inspecteur des impôts et domaines ñoom ñooy joxe suuf te doo ko Gora dafa dagg kon ñu xaar keneen ci ligne bi xam na après ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw ku baax na nga def. El Hadj Moussa Thiam. naam. El Hadj Mamadou Laye Gadiaga Malika. maa ngi lay ziar moom commandant. maa ngi lay ziar bu wér a wér. na ngeen def yaa ngi ziar. waaw ñoo ngi sant bu baax. taarikala. xam naa kon dama yàgg ci ligne bi bu ma gaawul léegi crédit bi. waaw ayca bisimilah waaw. kon ñu ngi àddoo fii ci Malika. di insurgé wu di wax dëgg problème Malika fii ci wàllu boulimie foncière bi nga xam ne moom la fi maire bi Momar Talla Gadiaga ak son secrétaire municipal ñaan ak équipe bi leen yore yëpp di doxal fii ñun daal yor nañu lépp lu dul maire yi ñun daal maire bi ñu yor liggéey lu ñu askan wi dara lu dul liggéey xëccoo suuf di jaay suuf di jëriñoo suuf fii ci Malika loolu yéeme na kon nag loolu dinañ ko wax nit ñi jóg ci nag lii dafa war a jeex lii dafa war a doy parce que loolu nañ foo xam ni comme ni ko ñi ma jiitu ci antenne bi waxee ay nit mënatuñu jiite ay nit di doxal lu leen neex di def lu leen neex di fouler du pied li nga xam ni mooy askan wi li askan wi moom ñu koy def nu leen neex di ko jëriñoo nu leen neex boo xoolee équipe municipale Malika ñi ko xam ni ñoo ko encadré ñii ñu ngi tabax ñu ngi def ay R+2 ñii ñu ngi yor ay oto yoo xamante ni le fonctionnaire supérieur sénégalais sax mënu ko am. kon loolu y a la complicité du maire ak son équipe. loolu yéeme na. te Malika amul dara lu fi équipe municipale bi def sa caserne sapeur-pompier accordé nañu ko mënuñu fexe ba mu am fii. boo ñëwee marché Malika amul marché li mu am kenn nekk na lépp lu dul marché. boo nee lycée la ko dalee Ngor ba Kayar amul dëkk bu amul lycée Malika amul lycée. ak leneen loo fi mën a wax xoolal route yi nga xam ni moom la ñuy defar ci zone yi ci dans le cadre de xaw ma nu projet bi tuddati. précole mais boo demee Kër Massar. nga dem Yëmbal nord bi ñu sës ak yeneen village yi foo dem ñu nga fay defar état Malika dara mais kan ñun suñu maire day nelaw. jërëwaay suñu maire day nelaw mais dara de Malika mënu ko am. fii alors que ngay jiite mandat. pendant 2 wala 3 mandats nga yor benn commune mënula sax am benn tali bu bees bu ñu fi defar mais ça c'est quoi. mais xanaa kay lépp lu ñuy def mooy gestion suuf si dañ si associé askan wi. du seen souci de ni seen souci daal mooy def seen i poche loolu moom. dégg naa ko dugg ci wax sa xalaat démb wala barki dem man du ma dugg ci wax sa xalaat mais ci tribune bi lay jaare ci wax ci loo xam. li ma xam daal mooy ñun li ñu yor lépp la ba mu des mairie. mairie boo xamante ni nekk luñ fi dara lu dul seen bopp ku dagg surface ku am tool boo ñëwee ñu dagg ko jël ci seen pourcentage jaay def seen poste jëriñoo. de extension Malika li nga xam ni mooy li ñu yokkaat noonu ci géej gi li ñu dagg noonu la bande filao. oui di ci Malika am ku leen neex may ku leen neex jaay boo man mii am naa ci ay preuve yoo xam ne ay nit dañuy ñëw ne man damaa bëgg. parcelle nit woo ma ni ma damay jaay sama parcelle waaw mais comment ça c'est quoi. ñun daal. xam naa ni foofu laa yem parce que lii acte une ci sama démarche bi nga xam ne fas naa ko ànd ak waa Malika. très bien pour ñu jóg taxaw xeex lii parce que lii moom du mën a wéy. waaw lii nag nëbbutuma ci li may wax waaw. jërëjëf Gadiaga merci beaucoup. jërëjëf ci situation xam naa nag ñoom ñu ngi ñuy dégg bu nekkee nag mën nañu si indee leeral ñu dinañ si ay leeral ñuy nekk ca Malika 88 628 98 98 salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax. waaw sëñ Moussa ngeen def. sant yàlla tur bi ak fu ñu woowee. Amar fii ci Dakar. sëñ Amar bisimilah. alhamdulilah.
mais xam nga Moussa lu tax ñun suñu aajo yi du faju nii. li ñuy faj du faju dañoo bëgg par parloo. problème bu ñëw ñu politiser ko politiciens yi jaar ci suñu kaw jàll. biru suuf si ku ci bëgg a seetal Senghor. wala nga seetal ci Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade wala Macky Sall. bëggoo mu réglé. waaw dëgg la de. comme ba léegi mi ngi fi nañu wax ci li fi nekk. waaw. waa Fann ànd ñu leen fa installé woon du Senghor. waaw. Almadi yeeg yeneen yi kan la du Abdou Diouf. ki bëgg a seetal Abdoulaye Wade léegi nee ko na dem xool yi li ñuy daggee ci aéroport bii. ak littoral bi indi coow li tey kan la du Abdoulaye Wade. Macky Sall bu muy campagne dafa dem foofu taxaw wane ko moom ñëpp gis mu ba nga xam ni kii xam na li fi xew. tey demal nga xool la desoon ci piste ba féeteg Almadi demal nga xool xam nga dañuy wax littoral bi. littoral bi. li ci des moo pire littoral bi 60 millions lay terrain di jar foofu. xoolal loolu. ci anam ñan ñoo koy jaay. ana xaalis boobu c'est-à-dire sénégalais ci boppam am na ku ko wax sànq ñun daal suñu maturité ba léegi dafa des. waaw yéeme na. gis nga am njub la di la bokkal ndey ak baay bu fal woon président de la république boo dee nit ku jub doo ko fal doo ko ci far. farloo rek moo ñu sonnal problème baa ngi fi mi ngi continuer di insister nañ continuer xeex ko. ngir yàlla bu ñuy waxee ci yenn yi nañ ñëpp génn politique bi. parce que ki nga àndal sax pour nga dimbali ko il faut nga wax dëgg. affaire dafa ñaaw ba fu ñaaw yam bu ñu demee bay créer ci montagne bi ñu naan volcan dafa nekku ko dafa ëpp c'est-à-dire affaire dafa dem ba ëpp léegi xam nga fan yi moom li am ku nekk xam nañ naroon nañ fi indi jéyee de non dafa ëpp c'est-à-dire Moussa ci xool rek da ngay xool ba xam nga ni ñus ko ay nit la ñu ñun li am barki démb bu yonetee ñaaw comme coow am na ñu dem di dégager xam nga luñu def dem dégager baadoole ya quoi ay bogo ay ñaxa yi nekk foofu bàyyi patron yi foofu waaw mais lan moo tax ñoom ñoo ngi dégg temps yi benn kilifa boo xam ne toujours buy dëgër pie fii mooy sol teneem dugg ci seen biir di defanteeg ñoom ambulant yi lu nekk mu taxaw tàng jër du may dara néew di doole waaw barki démb lii am ci littoral bi muy taxaw di xool bu walaabal ak bu walaabul commune bii la bokk ak bële la bokk loolu taxu ñoo jóg ndax li ñuy def baax na wala baaxul la ñuy wax moom luñ ko doon xaare nekkul mu naan si commune Mermoz la commune Fann la amul problème ñun li ñuy wër Sénégal la. waay. ci ñu ñàkk fay yoo xam ne xëy na turam moo xaw a jege turu ki ñu tudd ak yooyu. Sénégal daal mi ngi noonu. mais kooku moom vraiment. man ni ma ko doon gis ni muy def ambulant yeeg ni muy def mbedd yi. waaw. mais yàlla bëggul loolu nag bu dee néew doole nga fatam fa demee sëpp sànni décision bi kay da koo ramatal si ñëpp foofu kay amul. wax dëgg yàlla wala su ma ko matalul ci njëkk. ñu war a jóg ñëpp war a jóg bu coow amee nga jënd ba néew doole yi xam ne yow sa doole ñoom rek ñoo ko xam. waaw wallaay. sa doole moom. dee na mais bu ñu amee ñi am doole da nga leen di defaat ñu néew di doole moom. ku ci teg foo warul teg dama lay nappaaje. dëgg la c'est-à-dire suñu réew mi moo àgg niveau boo xam ne Moussa. kilifa yi nañu jóg. kilifa diine yi kenn naxul leen. du ñëpp a koy jël ku nekk dégg na benn témoignage bu ñu def ñu ni sëñ Cheikh Mati Lay biñ ko séddee bi ko Atepa seetee ne ko sëñ bi liñ la jox alalu réew mi la dégg naa da koo delloo ñi ko jëfandikoo yow ko bëgg a jëfandikoo kii fa diine kenn waru ko ndax lu lewul ndax ñoom loolu lañ war a jàngale dañu war a jàngal nit ñi ñuy def ci seen biir yi lu lew kon ku ko ci def yaa ko tey yaa ko bëgg wallaay waaw loolu nag day naqari xeex bi rek kenn mënu fi xeex lu sotti ndax loolu ndax état bi koy def ñoom xam nañ li ñuy def bu fekkee bu ma lotisee kay pour mu lew pour kuy kaas boo dalee ci sa turu sëriñ arrêté ñu jël leen di leen ci dugal mais ñoom dañu jàng comme ñoom wallaay te jàng bi ñu jàng mooy jàng bu sell bi mooy jàng bi nga xam ne doomu aadama bi dafa war a moytu wallaay ñoo ngi jégalu daal Sénégal daal mbir yi du neex a régler parce que doy na waar système bi moo yàqu jërëjëf ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñu xaal parce que dafa am ñu nekk suuf bu nekk international bi la parce que allo oui fooy wootee ku baax man maa ngi woowee tey Paris tur bi El Hadj nan El Hadj Diop bismillah waaw sëñ bi maa lay wax di ziare léegi di aussi nuyu auditeurs yi. ñu ngi lay fay. ci problème mu suuf seeg yooyu quoi d'ailleurs tout à l'heure j'ai écouté en déphasage je pense. un auditeur bi wax par exemple devant la réalité comment le Sénégalais man je ne parle même pas des politiciens des autres. devant un problème réel depuis Senghor ba léegi nit ñi gis que teg ci seen bët. comment le Sénégalais lay ñëw di jël ay alxuraan jël ay proverbes yooyu. di naan daf nga ciy convaincre c'est-à-dire la réalité est là le problème est là ñëpp gis que teg seen bët man je pose la question est-ce que conscience nit ki c'est-à-dire nit en plus comme on nous dit tout le temps 90% de musulmans au Sénégal et comment
ñu xam loolu jël téere muy suñu référence ñu wax ni dëgg ni nit ki su defee lii la war a jaar chaque fois ñu gis affaire am ay faits divers ñu naan dafa am ay meurtre affaire yooyu nga dégg ñëpp jóg taxaw naan dañuy rey nanu rey parce que lii la suñu diine laaj. diine boobu il nous explique aussi que nit ki su jubalu su jaarul yoon nanu dagg loxoom. C'est pourquoi dans ces conditions ñu toog on nous demande nous de prendre mesure on nous demande d'expliquer que ni aaya lii la wax alors que ñëpp gis nañu ko nit ki dafa jar jaarul yoon. jaarul yoon du dëgg du yoon parce que lu nit bokk ñëpp ko bokk c'est un domaine national dafa am texte Sénégal texte dafa bari. Il y a des lois partout. Et comment ñu gis yooyu yëpp loi yi existé la justice existe mais su yooyu yëpp ñu teggi ka tekk fa de kooku du réew ce n'est plus un pays ce n'est plus une société parce que lu ñu bokk guide religieux dignitaire ministre citoyen ñoom ñëpp dem ci war jaar yoon taxaw te loolu ñëpp mu nekk dëgg mais ku jóg ki indi titre foncier keneen indi titre foncier ku nekk taxaw naan kan moo yore dëgg ki tey dëgg ki ka war a atte ak yu atte yoon parce qu'on a libéré des gens yoo xamante ni dans un autre pays à vie nit la di tëj parce que des faux billets loo xam ne day daaneel réew day daaneel continent mais c'est une injustice boo xam ne Sénégal de loin da ngay toog da ngay xool dëkk bi est-ce que c'est réellement c'est un pays est-ce que c'est une société et pourtant on nous dit souvent des références nit ñu baax ñoo fi tëdd mais nit ñu baax ñooñu est-ce que le minimum bi ñu fi bàyyi benn téere benn jàngale benn seen doom ay kii est-ce que référence boobu am nañ ko ba léegi. il faut se poser des questions est-ce que société nañu am wala loo xamante ni taxawatul maa ngi déglu un journaliste hier muy expliquer scandale financier bi am. des milliards et comment des milliards qui sortent de ce pays mais nit ñi toog di xoole quoi. jërëjëf sëñ Hadj. moom la da ngay toog da ngay yërëm saa yu doon waaw de près parce que daa déglu ñi ko ci génn léegi la loolu la wax mu ni c'est-à-dire est-ce que nit ñi sax ànd nañu seen xel. waaw yéeme na trop jërëjëf sëñ Hadj ñu ngi lay gërëm sant ci intervention. jërëjëf sama sëriñ chaque fois nag maa ngi lay déglu quoi. jërëjëf yàlla émission bi continuer ak voilà échange yi. nekk loo xamante ni nit ñi dañ ci am dégg. amiin am ci njëriñ. parce que loolu mën a avancer réew. parce que on se répète chaque week-end. je vous ai chaque week-end. on se répète si des bases yoo xamante ni yàlla ma yàlla ba waru am sax mbir ci réew. waru am sax biir kër. jërëjëf sëñ Hadj. jërëjëf. voilà kon ci intervention boobu ñu jël keneen ci bi salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaw sëriñ bi ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi lay fay tur bi ak fu ñu woowee. waaw damay préféré nag. mu ngeen bëgg mën a baal maa damay préféré ngeen baal ma tur bi. waaw mën nañu xam fa fooy wootee bërëb ba. maa ngi wootee Sandaga nii. bisimilah waaw. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf. bon dama bëggoon rek wax que président Macky Sall. mu xam ne askan wi ci lii nii ñuy coow nii askan wi mere nañ ko ci trop. te la majeure partie des Sénégalais. comprendre maanaam li ñuy wax ni yëpp. waaw benn nit war a mën a occuper 3000 hectares xaw ma la naan 3 hectares wala nangam ak nangam. ci domaine boo xam ne. waay fu cher lay doon. loolu askan wi mënuñu ko accepter. man dama jàpp ne réew mi toll nañ koo xam ne même ministère yi ak inspecteur des impôts yi askan wi ñoo leen war di fal maanaam ñu déposer seen i dossier. waaw askan wi validé oui ou non. da nga leen a wóoluwulam déet. déggu ma. man da ngeen a wóoluwulam déet. parce que toujours ay scandale ngay dégg yoo xam ne ay inspecteurs ñoo koy def wala ay ministres ñoo koy def te du mujj fenn. man li ma ci gën a naqari mooy Macky Sall mi génn wax ne nañu annulé lii nañu annulé contrat bi nañu annulé contrat bi. mais ñu faral Macky Sall ngay dégg ci plateau yi ñuy toog di défendre le contraire. est-ce que c'est normal. mu ngi te Macky Sall gis na li mu gis ba ne nañu annulé. ñoom ñu taxaw ci plateau yi di défendre le contraire. ak li Macky Sall wax. en tout cas est-ce que loolu c'est normal. mu ngi noonu suñu maire yi suñu inspecteur des impôts yi inspecteur des domaines yi ku nekk di def lu ko neex te dara du coow du jëpp. xoolal tey jii man gis naa sama benn waay boo xam ne moom papam dafa gaañ. moom fii su mu bàyyi fii suuf damay bañ a compliquer problème am. waaw moo tax parce que nit ñi buñ déggee nga wax rek dinañ ne. day xam kan la waaw jaru ko. waaw kay waaw bismillah. mais gis nga ba mu demee pour lijjanti kayit yi xam nga lan lañ ko wax. dañ ne ko léegi la moitié
dañ koy récupérer la moitié lañ lay wutal ñëw yaay moom la moitié. xoolal loolu c'est normal. pàcc ci loo xam ne matul sax 2 hectares. ñu séddoo ko ak moom loolu 2 hectares ñu jël beneen nit boo xam ne état la àndal wala nangam ak nangam jox ko ay hectares yu dul jeex. ñëw ci doole ji moom bëgg seen suuf lu matul 1 hectare ou 2 hectares ñu ciy sonn coono boo xam ne kenn du xam da ngay dem ba mujj gi da ngay découragé sax. gerte sax dala ciy fekk. est-ce que loolu c'est normal. amuñu benn communication boo xam ne ñu ngi koy jox askan wi. askan wi tey jii xamuñ comprendre luñ loi yi comprendre luñ règle yi xamuñ dara da ngay gis ku jékki-jékki rek ñu ne la ni nga jaaroon yoon bi nga jaaroon baaxul. c'est parce que suñu inspecteurs yi communiqué wuñ li ñu war a communiqué. waa DSCOS ñoom tamit war nañoo jàpp ci combat bu baax a baax a baax. vraiment dimbali askan wi ñu comprendre lan mooy règle lan mooy yoon. waaye mënuñoo toog benn doomu aadama bi nga xam ne amul lu dul ay quelque benn 2 millions wala 3 millions wala leneen lu mu mën a am. muy capital am. mu jël ko def ko ci benn espace bu ndaw ëllëg ñu ñëw di ko sonal di ko teg coono boo xam ne du ko attan. bu amul saa sax wala bu amul taxaw day ñàkk. ñi nga xam ne ay milliardaires lañ tey jii di occupé ay suuf soo xam ne leer na leen ne mën nañoo dund fa dee duñ ci dëkk sax. waaw yéeme na te jox gars yi nga xam ni ñoo ngi daw ci 150 mètres carrés yi ñu dugal seen i njaboot. wallaay dafa doy waar billaahi dafa doy waar. man damay analyse na ba ci kanam. non dafa yéeme non sa xol bi day jeex. billaahi dafa doy waar kenn mënu ko expliquer. wallaay. kenn mënu ko expliquer nañ ñu dimbali ci communication bi ñu ñuy wax lu ñu mën a dégg. waaw lu leer ñoom daal nañu leeral askan wi ci scandale bi lan la. man li ma mënta d'accord mooy. président génn wax lii ku ànd ak moom génn di défendre le contraire loolu moom mënu ma ko d'accord. d'accord jërëjëf. suñu inspecteurs yi ngir yàlla nañ ñuy communiquer ñun néew ji doole ñuy xam lu ñu war a def ak lu ñu warul def. mais mënuñu jël suñuy capital def ko ci benn suuf bu ndaw. ëllëg ñu ciy am problème di ci jànkuwanteel problème yoo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu moom d'accord ma ko. jërëjëf sëñ bi nañu dimbali bu baax a baax. jërëjëf maa ngi jégalu nag su fekkee dama drap. amul solo sa droit la donc ci réew mi nga bokk citoyen nga tamit war nga am nga droit wax li nga sentir ci situation bi li nga ci xam. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw kooku. waaw ñun la ñu ngi ziar. tur bi. waaye dañu wax lu ñaaw ko. waaw li ñu jaaxal. waaw mooy ci président Wade mayee fi ay oto mayee fi ay kër mayee fi ay affaire mais président Macky ñëwee am na ñoo xam ne daf ko récupéré yoo xamante ni daf leen yóbbu ci CREI ñu jàpp leen tëj leen. waaw. mais ñii nga xamante ni tey ñu ne Wade moo leen mayoon foofu lu tax deful la même chose. loolu jaaxal lañ ci trop. en même temps jour bi nga xamante ne def na conseil des ministres ba wax na ministres yi veillé si loolu. waaw le même jour am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yore ay ndaraan si virage di sëkk géej gi di dem. waaw te kenn te foofu ci ban côté la conseil des ministres ne léegi nañu arrêté affaire te gars yi di continuer di sëkk. ñu ngi ko continuer di sëkk. fan lañ doon sëkk noonu. virage. déedéet kay. waaw affaire man ñun affaire daf ñu jaaxal trop dañ naan xanaa moom contrôle toute situation bi. dafay ndóol lool leen ndóol. dama virage soofu nga xool. ay ndaraan ñu ngi fa di sëkk géej gi di dem. ok. jërëjëf kon yéeme na kon nag ay nañu bàyyi xel ci loolu ñoom daal am na ñu nekk ca virage ba di. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Thiam na ngeen def. sant kooku. Kiné Dieng laa tudd. Kiné Dieng. waaw. man de dama déglu waxtaan bi rek sama xel nekk ci yéen. ayca bisimilah. ndax yéen nekkuleen fi dul askan bi. jërëjëf sëñ kii. yàlla na leen yàlla fay waa Sud FM yëpp dama leen di ñaanal. jërëjëf Dieng. ndax yéen a tax lu ñu xam rek yéen a tax ñu xam ko. yàlla yàlla guddal seen fan. amiin. waaye gis nga affaire parcelles yi ñuy wax nii. man dama cee duggoon. maa ngi versé woon BHS. ma versé foon ñaari terrain. ñaari terrain yi depuis 2007. 2007 ba léegi. waaw boobu ba léegi am na ñoo xamante ni jot nañu seen xaalis am na ñoo xam ne jotuñu seen xaalis boo waxee ñu ne parc bi fii ak lii kenn xamul ba mujj gi ñun jotuñu suñu xaalis ba léegi. 2007 ba léegi. léegi ñu ne Ablaye Wade moo jëloon terrain jox ko Ablaye Wade moom xam naa ne moom bu fekkee ne président yëpp nañu lay suñu borom bi subhaanahu wa taala ma xam ne moom ñuy bokk ñoom ci loolu. ndax si baadoolo yi amee seen xaalis. dugal ko ci suuf mu ñu fexe ba am kër. ba léegi dégguñ ci dara. te amuñu woon lu dul loolu. ñu ne Ablaye Wade moo jël terrain yi jox ko waa Pala Jaxaay. xam naa ne moom. métti na trop. dañuy wax ci waxu suuf si waaye tamit nañu wax ci multiplication xaalis bi. ñii tëj ci kaso yi ñuy jël xaalis bi di ko def ay faux billets ñooñu tamit nañ ci wax. waaw askan bi sonn nañu.
waaw sonn nañ ku ko wax sonn nañ ku ko wax sonn nañ. dinañ si ñëw Macky Sall na xool bu ñu war a teg. Macky Sall amul conseil président Macky Sall. bëgg naa def lu baax waaye amul conseil yu ko wér. suuf si nag du ñoom rek ñoo ko moom. askan bi yëpp ñoo ko moom. askan bi yëpp ñoo ko moom baadoolo yi sonn nañu amuñu ko 150 mètres carrés sax mënuñu ko am. génn waaye 150 mètres carrés sax mënuñu ko am. ñu jël ay 400 mètres carrés di ko def yi kenn xamul te suuf si ñun ñoo ko moom. waaw loolu du benn dëgg. yéeme na ñëpp ñu seen xol yi tàng nag. waaw président Macky Sall moom mu ngi liggéey waaye kenn jàppalew ko. kenn jàppalew ko. jërëjëf Adja ok jërëjëf Thiam jërëjëf. jërëjëf Dieng. seen fan. yal na yàlla guddal seen fan. jërëjëf Dieng. ok Thiam. salaamaaleykum. waaw El Hadj Moussa Thiam. naam maaleykum salaam. waaw maa ngi lay santaat bu baax di la gërëm di la nuyu. ñoo ngi lay dellu ziar. di nuyu sa équipe technique baal ñëpp ak tey. baal ñëpp amiin waay. di rafetlu bon mënuma rafetlu xalaat waaye xam naa xalaat yu rafet rek. fi ci am amiin émission bi dama cee rafetlu lu bëri tey dama xaw a génn te sori. ñu woo léegi ne ma yaa ngi waxtaan li wéeru suuf si ma jot ci déglu fi Jibril seen commencé ba fi ñu toll. waaw Moussa daal xam naa li am na ba pare. waaw li am lu ci bëri am na lu bëri loo xamante ni état bi doo moom mën koo rectifier parce que am na ñu bëri jox nañ leen fi ay terrain yoo xamante ni moment bi ñu leen koy jaay. dañ leen koy jaay ba pare wutal leen sur le champ le même jour titre foncier. déedéet kay. maa la wax loolu de man nag dafa am loo xam ne dama ko dund. waaw am naa sañ-sañ wax ak ñu ma jege dund ko. wallaay la xasim. loolu dafa am xam nga loolu c'est tout à fait pour nga régler ko c'est tout à fait un problème. waaw te jaaroo procédure yi nga war a jaar yëpp. dégg loolu li ma la wax dan lay jaay ak titre foncier. même bu doon permis d'occuper wala yéen lan lay jaay ba pare na la taxaw ñoo di jëntil kayit gi titre foncier. est-ce que yéen a. waaw ñooñu buñ leen ko lijjëlee ba pare Macky Sall bu ñëwee bu ko bëggee dindi. dana leen fay rek. wala mu dédommagé wala mu wut leen feneen jox leen ko. waaw ça c'est clair. loolu bëri na fi. coow suuf nag suñ bëggee mu deñ fii xam nga nu ñuy def Moussa Thiam. y a des démembrements de l'État dafa am lu mel ni SICAP. am lu mel ne SNHLM. loolu la état bi tegoon pour maanaam askan wi néew doole nga xamante ne soxla 150 mètres carrés ñu fay jaar. nga xamante ni bu amee 1,5 million francs te ay dafa dana am 150 mètres carrés. mais démembrement de état yooyu dañoo dem ba escroquerie daanaka moo ko lal. ba ñoom ñëpp ñu bëri am na ku génn di la wax am na ñoo xam ne depuis 2007 2008 seen xaaj mi ngi nelaw ci banque BHF. SNHLM dugal ko ba. ñu versé seen xaalis ñu teel mu ñu jotaat seen xaalis. sa xaalis la banque baa ngi cee liggéey. loolu boo bëggee dindi nag problème bu mel noonu ko président Macky Sall bu ko bëggee dindi xam nga nu muy def. day SNHLM réserve foncière. waaw fii ci Diamniadio parce que tey man Dakar sax su ma dégg ñu ne ay hectares ak nangam attribué damay xaw a jaaxal. bon à moins que ça soit une ville mais amatul foo am daanaka suuf si. waaw yéeme na de. waaw dana ma xaw a jaaxal du ma ne nag amul. dana ma xaw a jaaxal trop benn nit ñu attribué ko ay hectares. dana ma jaaxal fii Dakar léegi li ñu war a def mooy Moussa Thiam nag état bi jël benn réserve foncière attribué ko ku mel ne HLM wala SICAP. ñooñu ñu war a mën a jëlaat suuf soosu jaayee ko askan bi. jox ko nit ñi yomb. ñu jox ko à 1,5 million les 150 mètres carrés. waaw yomb ci moom parce que loolu suñ ko deful. ku mel ne SRA wala SICAP dañuy ëlbatikuwaat jënd ay terrain ñoom dem di ko jaayaat. waaw te lañ koy jaayee terrain bi la waroon a dikk 1,5 million. les cent da lay dikk ay 10,5 millions wala ay 12 millions te du ko mën a tabax. dëgg la waaw loolu mooy problème bi kon foofu la njëkk a jël beneen bi ci toll mooy. suñu bëggee rek problème bi impôt et domaine lépp coow li foofu la nekkee. escroc yu mag yaa sàcc yu mag yi lépp foofu moom. est-ce que maanaam li ñuy def sax bu bëggu état xam ko état du ko xam. est-ce que. fu nu dagg bu doon 1000 mètres carrés bu ñu joxee ni jox na état 1000 mètres carrés téye nañ 2000 mètres carrés. def ko ci téye ni bi mooy les terrains non immatriculés. yow sa xarit mën na la jaay terrain ba immatriculé ko sa tur. te doo xam ne moom moo la ko jaay. kon problème impôt et domaine. nan xoolaat loi yi ak ni ñuy attribué terrain foofu coow laa nga fa. muy les anciens inspecteurs des impôts et domaines ak ñi fa nekk ak les directeurs des domaines ak yu demee noonu. danañ la xool seen digganteeg yàlla. waay calculer askan wi ak si kàpp yu demee noonu. li ci des fii aussi am na ñoo xamante ni lu mel ne comme fii cité góorgóor yi ñuy wax même bu ko si kàpp yoroon. am gis naa nit koo xamante ni Abdoulaye Wade joxoon na ko 26 terrain. kenn ku mu jox ko 15 terrain man sama xarit am naa koo xamante ni. dañ ko jaay benn terrain lan ko fa jaay. waaw jaay nañ ko. 26 terrain lan ko attribué benn si attribué ko 15 terrain. dañ leen ko jaay. si kàpp jaayi leen ko SNHLM jaayi leen ko loolu dafa am. est-ce que. léegi nag dafa am ñoo xamante ni borom tur yi
suñu demee ba bénéficié wu ay mètres carrés yu bëri xam nga nu def Moussa. si sur le champ ñoom duñ ko jël dañ koy def prête non wala ñu jël ko jaayaat ko sur le champ. waaw. dañ koy daal di jaay wala ñu tabax ko jaay ko def ko jaay ko par ay appartement. mais est-ce que loolu moo tax affaire yi di gën di cher comme ça suuf si di gën di cher. nit ñi tamit di gën dem mënuñu amuñu accessibilité ci lu bari. amuñu accessibilité dama ne état dafa am ay démembrement. waay. yuy toppatoo terrain ak ay logement jox naa la ñaar jëla SICAP jëla SNHLM. kan mooy nommé directeur bi fi Macky Sall. barki démb bëggee nommé ab directeur. waaw PC bi waaw seen commission bi daan taxaw na ko waruloo ko nommé. ñoom ñooy def seen choix. mais foofu le mètre les 150 mètres carrés 1,5 million la war a teg. léegi ñaata lan la ko jaay ay 12 millions ay 14 millions ay 16 millions. parce que ñoom te état bi leen ko la jox réserve foncière pour ñu joxaat ko askan ci prix bu yomb. loolu lañ defatu léegi ñoom état bi joxu leen réserve foncière ñoom ñooy jënd di jaayaat. léegi bu ñu jëndee nag di jaay la war la jaayee mètre carré 1500 ñu la koy jaayee 10,500. moo tax tey nag 150 mètre carré. dina revenir ay 12 millions ay 10 millions wala ay. te bu ñu bëggee dimbali askan wi nag na leen wutal réserve foncière. waaw les démembrements de l' état. ñu jàngu amee 1,5 million am benn 150 mètres carrés. te duñ la ko laaj nga versé ko globalement. donc mën nga koy joxe par ay 100 000 par ay mais loolu ba la ñu koy defi am na ñoo xam ne 2007 2008 seen xaalis a ngi neme foofu ba léegi. waaw mun ñu jot xaalis mun ñu jot terrain am na ñoo xam ne dugul emploi dafa am. waaw ba ay triple emploi. benn terrain nga jaay ko ñaar ba ñett ba ñeenti nit. jërëjëf. waaw. jërëjëf Moussa. jërëjëf ñu ngi lay gërëm si leeral yooyu tamit ci ñu jël peut-être ku mujj salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi ziar. danañ la ziar tur beeg fu ñu woowee. waaw maa ngi wootee Rufisque monsieur Fall. waaw sëñ Fall bisimilah. waaw man dama doon dugg si débat bi rek. pour joxe sama contribution. allez si waaw. sëñ bi yomal xiyaam dina métti parce que yaakaar naa ne Sénégalais yi dinañ tardé ñëpp foofu. déet waay. ah mais sëñ bi mais lan mooy état. kan mooy état kan mooy état. waaw c'est le peuple. c'est le peuple waaw. mais état lépp peuple bee ko moom. wallaay. mais nag nga mënee jël alalu jàmbur di ko may ku la neex ah da ngay jékki-jékki rek dagg benn 1 hectare 2 3 4 hectares 5 hectares nga may ko benn nit. waaw. te li si gën a métti mooy ñi si toog di wax ñëpp ñi si ëpp làmmiñ nekk si rajo yi si télé yi. muy politicien muy syndicaliste muy opposant yi. ku si nekk am na benn moment si fii am nga terrain boo xam ne signature moo la ko may. leneen mayu la ko. signature kese moo la ko may. ah mais alalu peuple bi état bu gisee tey am na 5 hectares yu libre mais état bi am na ay structures yu nit ñi ñu am kër ah mais nag créé benn programme nit ñi bu ñi nga xam ne amuñu doole ku nekk ñëw di góorgóorlu dugal li nga am nga mën a am dara. absolument am na ñu ngi may yëpp utiliser. dañu def ko ne ko. wala ñu fay ko pour mu traité xaalis ëllëg. dégg ñu lu baax de mu ngi. allo. waaw day dem ak ñëw kon mbokk yi xam naa nag daanaka dañoo war a yëkkati jotaay bi waaye nag am na ñu nekk ci ligne bi bu léegi kon xanaa ñu jël ñaar ba waa ñaar rek wala kenn salaamaaleykum. waaleykum salaam. Moussa. naam. ñu ngi lay ziar waay. ñu ngi lay dellu ziar. maa ngi rafetlu émission bi nga trop waay. jërëjëf kooku. wax la monsieur Ndoye maa ngi fi Jéem bi. dégg ñu la bu baax tur bi ak fu ñëwee nga ne. maa ngi fi Jéem Ndoye. ah sëñ Ndoye bisimilah. waaw maa ngi ziar bu baax. danañ la ziar. man dama yaakaar ne ñun Sénégal. ñun le peuple la. ñun je pense que moitié bi ay dal yu nelaw quoi. yu nelaw parce que li tax na damay di nelaw mooy à chaque instant bu élection ñëwee. muy demee. ñu neexal ni dañuy corrompre ni quoi dañuy corrompre si xaalis. ñu yow nga leen voté au moins waa ngi toog pendant 5 ans. ki lay corrompre nag mais après bu tegee mais du ko neex. man dama ko bu fekkoon dëgg ne am na système boo xam ne assemblée nationale day nekk dafay nekk dañu nekk nit ñoo xam ni Sénégal seen bopp moo di fal. xam nga malheureusement ñun assemblée bi liste moo di fal liste. mën nga jël. koo xam ni sàcc la. mën nga jël koo xam ne day def faux billet. mën nga jël un criminel.
def ci liste bi mu toogal ñu assemblée boo déggoon nag Sénégal seen bopp ñooy fal ñooy fale boo bëggee nekk député nga dem sa gox ñu xool wóolu la def la assemblée nii yow boo ñëwee assemblée bi su nekk ci gox léegi malheureusement loolu amul ministre yi ñuy fal boo déggee ni chaque instant bi président yi fal ak ministre day jaar assemblée gars yi seeti ko wax kay question posé koy question xool maam jaar-jaaram bu nekkee xale ba ñu nekk mag xool njàngam amee dëgg xool njàngam xool kii mooy kan ndax kii ku jub la ndax kii ku mànd la inshallah sax ministre di si teexal député société yi même chose bi nga fale député gars yi cinq la xool yaay kan xool sa background malheureusement yooyu amul Sénégal dañu président bi day xool ku ko neex am de société wala ministre bu ko neex fan la ko na nekk ministre dëgg la sëñ bi foofu ñu xatee baar yi quoi dëgg la moo tax gars yi bu ñu xasee ba falu nag ginnaaw ñun suñu fal ñu le peuple la falu ñu leen décret moo leen fal ak liste mais dañuy def leen neex man maa ngi fi pendant 5 ans président bu wàccee man damay wàcc léegi li ngay def mooy dañuy profité fàtte ak réew yi te boo xoolee ñëpp la ñuy def bon depuis Senghor ba Abdou Diouf vraiment ñaari président yi vraiment dañu gis ñu kii rek macha allah. très bien bëggoon seen peuple bi. bien que daaw ñu liggéey sax mais ba tey Senghor daan def effort dafay HLM ay SICAP di jox population bi. ba nga liggéey ba doon fonctionnaire gars yi jox ko terrain. jox la kër. mais xool nañ depuis Abdoulaye Wade ba léegi. bon Abdoulaye Wade ba tey boo xoolee moo tax ne Macky Sall mais xool na Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall nii. waaw lan la ci def rek ñu ci def man gisuma ko. à part après tali yooyu ñu ci def. à part ça gisuñu ko lan la ci def. leneen donc le Sénégal a marqué maanaam dañoo manqué suñu village depuis longtemps. dëgg la élection yi ñëwee tamit yàlla ñu xool ko. waxtu wi ñu xoj sëñ Toy waaw xam naa nag. ku sérieux ko xam ne vraiment day ñëw. waaw ak Sénégal ci rey bi. xam naa comme ko waxtu wi de. waaw mu ñëw jërëjëf sëñ Toy ñu ngi léegi la mu sant. maa ngi déglu jërëjëf. jërë ngeen jëf yéen tamit mbokk yi kon nag dinañ dig incha allah samedi si beneen waxtaan sur seen rajo jërë ngeen jëf tamit di leen fàttali pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen di baaxee émission bi den gunge ci lépp lu jëm ci wàllu produit essentiel tamit jàppandal nañ ko fépp ci Sénégal kon nag loolee di liggéey pharmacie nationale d'approvisionnement jërë ngeen jëf